gépp di nuyu àdduna wërngal këpp. di wax salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. waaleykum salaam Mbaye Babacar loolu dëgg la ñun ñëpp ay sénégalais lañ parce que dañuy roy ci yéen ñuy bàyyi seen réew dem feneen ngir di xeex couleur Sénégal loolu yëpp ci lañ nekk ñu bokk Kaolack man ak yow mu nekk une satisfaction boo xam ak sa calendrier lu mu xat-xat bañ la woowee da ngaa daal di ñëw ni waaw loolu amul benn problème te jiitu nga fi benn fan ñëw toog yendoog ñun dugg ci rajo bi kontaan defal ñu loo xamante ni vraiment xaaruñ ko woon Mbaye tey suñu commencé si sa carrière football nga commencé yaakaar naa football nga cadet nawetaan su ma juumul. cadet melax waaw cadet melax moo nekk équipe bu nekk foofu ca Kaolack Ndangaan Passoir te foofu lañ la mos a xamee yow mosoo jóg melax de. non dama fidèle. da nga fidèle ñaata at nga def melax. melax def naa fa peut-être 7 ans. 7 ans 7 ans de carrière. cadet beeg senior bi yëpp. parce que cadet senior yëpp 7 ans de carrière. 7 ans de carrière la. si mais benn équipe mosul la xëccoo foofu. non bari na parce que en fait man dëkkuma melax man Casaville laa dëkk. penc la Dior. mais en fait dama fa bàyyi dem football yi melax. donc bëri woon na ay xëccoo. mais samay principe laa amoon. donc bu doon football kese. et du ma jumu ni déggoo laay supporter mooy sama équipe parce que sama grand frère ma bokkal benn baay fa la nekkoon. d'ailleurs ma yaroo fa. supporter leen. mais nag sagam football moo dëkkul fenn. moo tax ma dem football yi melax mais déggoo moom bu dee dëgg rek moo nekkoon sama équipe de rêve boo xam ne bëggoon naa ko doon ko supporter. mais sagam nag football moo demee noonu dem naa ba peut-être football melax déggoo. nekk dër boo xam ne gagné ko laa doon bëgg. te ba ma gën a nekk xale déggoo ko gagnoon mu am problème. kon nga xam ne football moo demee noonu. contact yi bari woon nañ mais dama fidèle. waaw si. mais sa cadet jël nga coupe suma juumul. non sama cadet aw ma chance jël trophée mais jël naa ko senior nag wax dëgg yàlla trophée yëpp am naa ko senior mais aw ma chance am trophée senior. mais dem naa si demi-finale 2 fois. mais aw ma chance yëkkati trophée bi. mais jël naa ko comme senior incha allah. ci senior nga ko jël. senior jël naa lépp. jamono yaa nekkoon capitaine melax. melax nekku moon capitaine mais en fait capitaine bi moom dañ may dégg may wax ak moom tout le temps muy Ahmed. ak Cheikh Thiaw ñoo nekkoon suñu capitaine. mais nag demoon na ba nga xam ne melax moom lu mu jël lu ne rek. man maa yoroon affaire yëpp maay téye coupe bi et lépp. mais nag awuma chance nekk capitaine melax. mais nag dem naa ba nekk entraîneur melax. à la fin dem nga ba yor ko. dem naa ba yor melax ba jëlal leen trophée final melax déggoo. ba jëlal leen coupe. 2018. waaw merci beaucoup mu nekk loo xamante ni ci sa carrière la suñ jógee ci nawetaan maanaam footballeur nawetaan Mbaye nan lañ ko mën a qualifier est-ce que carrière am war na mën a yàgg wala warta mën a yàgg wala mooy buntu bi nga xam pour mu fël comme yow fi nga jaar balaa ñu cee ñëw. voilà kontaan naa ci question bi nga posé Ousmane. autant football nawetaan moo nekkoon centre de formation. ok parce que amu fa woon léegi boo xoolee centre de formation yi bëri nañ Sénégal mais autant nawetaan moo nekkoon base boo xam ne joueur fa nga war a génne. pour mën a rejoindre championnat première division Sénégal. mais léegi amatut. en fait nga wax ma benn question boo xam ne ma est-ce que joueur nawetaan dina yàgg si nawetaan. ok joueur nawetaan bu yàggee si nawetaan soo motu sa carrière fa ngay yem. parce que dañoo am habitude ñun di màggatal joueur si nawetaan. te boo yàggee nawetaan aussi tamit da ngay dem ba talent bi nga amoon dootoo ko am parce que nawetaan dafa nekk benn début boo xam ne neex na naqari na mais nag en général jour bu yàgg nawetaan rek donc fi nga visé doo am sens àgg fa. man nag soo gisee dama am sens cadet laa diire. mais senior melax 4 ans laa football senior. 4 ans laa football senior mais cadet moom. football naa si 6 ans foog naa. waaw senior yàgg naa cadet yàgg naa mais ki senior melax moom 4 ans laa fa football. senior dafa am temps boo fa war a football wala ça dépend ci joueur bi wala ça dépend ci ASC bi. non parce que ça dépend sa talent bi nga am parce que en fait man ba may football senior melax. ak sama âge permettre mu football senior. mais cadet ba ma doon football. senior melax xam nañ ni dañ ma surclassé année bu ma njëkkee football senior dama football senior football coupe mère au ma âge senior sax dama wëññeekuwaat football cadet parce que waa melax xam nañ ni man amoon naa talent boo xam ne waruma diire si cadet bi waruma diire si nawetaan senior bi moo tax chance boobu la amoon melax start lañ ma fekk mooy football melax IFAN. match bi jeex ñu yóbbu ma football première division à DIC c'était 2002. fii ok ban poste nga daan football yow. man naa attaquant de pointe laa doon football. attaquant waaw mais nag football naa comme fekkee comme fu ma débuté football naa numéro 10. football naa ailier. mais ba may yëg sama bopp si football. donc boobu attaquant laa. maanaam lan mooy différence bi 10 ak attaquant. 10 ak attaquant bi donc am nañ benn lien bu leen boole.
général bu attaquant mën nañ ko transférer numéro 10 mën nañ ko transférer mu football attaquant parce que man boo gisee donc suma façon football joueur espace laa doon demandé su ma nekkee joueur espace fu fekkee ni militaire dafa doon bari nit daf may permettre donc suma talent du ma ko mun a wone loolu moo tax ba waa Melax demee ba xam ne kii nii donc technique bi mu ngi fi te gaaw naa macha allah ñu transférer ma football loo ma attaquant nga xam ne en général dinaa mun am 1 contre 1 wala 2 contre 1 boo ma gisee sax loolu moo ma nekkoon sama fond en général 1 contre 1 2 contre 1 dinaa perché ak sama vivacité ak sama talent rombo défense bi et pour mun a am accès si défense tamit attaquant suma juumul dafa nekk koo xam ni maanaam vélo maanaam gaawaay bi loolu dama koy gis ak tamit te mooy ki nga xam ci yaakaar gi ci moom lañ ko teg parce que daan naa gis man seetaan naa say match heure boo footballee match da daan dem sax ñu naan ci yow lañ yaakaar pour dugal maanaam wax jooju ñu la daan wax ci yow lañ yaakaar pour dugal da nga daan am conscience tranquille bi xam man mii damay dugal wala sas boo xam dañ nekk yow en personne maanaam seetaan naa ay sa final yu dul jeex ñu woola ni la match bi sa loxo la nekk yow da nga doon gëm wala xoola wala je ne sais pas yow da nga doon gëm ni yow man damay jël final bi nii. non gëw ma xool xam nga lu ma gëmoon. ku ñemee dañ la déy. te sas day pousser nit ki mu def loo xam ne sax mënu ko man dem nañ ba Melax dañ ma utaloon woy bu ñu ma utaloon. heure bu équipe bi nekkee ci difficulté. donc woy bi lañ may woyal te Melax musuñu ko mënee. man maay daw jël bal bi ci filet yi ñëw teg ko wuuxu sama copain yi ne leen damay égaliser te en fait nit ki di nga toll foo xam ne talent bi ngay am donc sa adversaire bi ku lay marqué sax du la ñeme donc dama doon imposer ba pare am naa talent bi am naa physique bi am naa kattan moment boobu pour mun a dékku ku munti doon ci àdduna. moo tax da doon facile ci man. te aussi dama ko commencé ba ma nekkee xale moo tax lu ma doon gindi dem. talent bi di gën a yokku expérience bi di gën a yokku donc xam-xam bi gën fa nekk waaw moo tax en général donc loolu moom nit ñi dañ koy wax jour ne tan dañ lay takkal je marque et tout ça man musuma gëm je marque parce que man gëwuma sax mystique d'abord bay takk je marque kon maanaam xam nga nawetaan ko wax sa xel dana dem ci xonjam yooyu daawul ñàkk Melax daan na ko am yow daan nga ko jël wala daawoo ko jël non si parce que équipe loolu du woon sang xon dañ doon def muslaay dañuy defal muslaay parce que boo demee stade gis nombre de personnes yi fa nekk nga nekk nit kese dinañ la sang aar la ba nga xam ne di nga mën a dem stade football yi ñibbiwaat si jàmm te doo fa am benn jafe-jafe mais pour xon boo xam ne yow équipe bi xon moo tax ñu gagné ko donc mënoon góowuma ko parce que bañ nañ ko ba ni deuxième force kon dugg si biir stade bi deuxième force bunt bi lay yem kon première force mooy talent bi ak qualité bi ak donc am envie def dara donc loolu mooy football mais ay duxon moo tax kenn gagné man moom yooyu du samay principe parce que gëmuma ko si tey ma ñeme la ko laaj damay gis supporter nga amoon supporter Kaolack vraiment ci rajo la ñuy waxee nga moomoon supporter soo waraan football yow sax yaa daan mujjee dugg ci terrain mais te soo duggee rek nga gis li nga xamoon mooy ñëpp jóg maanaam supporter Mbaye lan lay def ci joueur lu rëy comme daal lu rëy si man parce que en fait soo gisee nit ñi doon ma xaar may mujjee génn parce que football dama koy faral di wax aar la xam nga football aar la te en fait football soo mënta fecc sax góoma nga mën a football soo mënta fecc góoma nga nekk joueur boo gisee brésiliens yi ñi naan dañoo bëgg fo mais ban brésilien nga gis mënta bañ a football te brésiliens yëpp ay fecckat lañ donc am na ay kele yi nekk si fecc kooku day nekk si biir terrain bi te en fait nit ci fekkee daa am fu ñu lay xaar mu nekk loo xam ne gëm-gëm la dañoo bëgg nga defal leen ko soo ñëwee am na ñoo xam ne aar bi moo leen doon indi am na ñoo xam ne football bi moo leen doon indi te yàlla xam ne ni man nag amoon naa chance boo xam ne gisuma ku ma bañ Kaolack du ma ne nag ñàkk ne am na tey su may football Melax déggoo supporter déggoo yi dinañ ma bañ parce que bëgguñu Melax gañe déggoo mais su ma jógee déggoo di football Melax yaakaar supporter yi déggoo yi dinañ ñëw vers man parce que en fait dofuñu dina jàpp leen gis nañ ma xale laa am naa talent bi te et puis kenn musuma dégg si lu ñàkk fayda football bi moo ma ñoroon def ko après ñibbi si sama kër loolu moo taxoon ma bëri supporter Melax doonoon football nit ñi jóge fu nekk jaaykatu ndox yi nekkoon stade maire yi donc dama dem Sénégal 2012 donc dem di leen nuyu ñun jaayatuñ parce que Melax da doon football ñu ne ndeysaan équipe bu Mbaye Ndiaye bi doon foofu ëllëg ñu wax Melax équipe bu Mbaye Ndiaye lañ doon wax parce que buy Melax di football nit ñi dinañ ñëw ngir man te bu ko boobu bu defee loolu tamit ñoom ñu ne fa di jaay donc seen jaay mi day dox loolu moo taxoon mu nekk lu am solo mbokk yi ki nga xam mi ngi soog a ñëw ci émission bi di seetaan yaakaar naa ne ñu bëri am na ñu ko xam waa Espagne ku ñu naan Ibou Diop kii xale bu ndaw la sa kanam ñu naan ko goote yàgg na dem di tëb miir stade bi sa jarbaat Aliou Diallo mi ngi ci biir am na koo xam ni maanaam
mooy président fans club rajo ñu naan ko nee na style George Weah nga yor di jaajëfal la ñoom Pape Mor ñi jàllañ lañ dëkk ñoom Mor Gueye waa Cap Vert ñoom ñëpp ñu ngi lay seetaan Mbaye tey su ma la laajee kan ban équipe moo nekkoon sax parce que si nawetaan laay dese parce que foofu mooy commencement bi li ñu war a wax bëri na am nañ le temps nit ñi ngi commencé dugg parce que ñu bëri tey ñu war a dugg ci émission bëri na kan moo nekkoon sa bête noire Kaolack équipe bi. sama bête noire Kaolack man aw ma woon bête noire Kaolack en fait damay dégg souvent ñu ni melax déggoo bête noire melax la. man déggoo gañewu ma déggoo daf ma gagné 2 fois ma gagné ko 2 fois. mais boo gisee après génération 2012 jëm kaw. donc boobu déggoo mu ngi gagné boo yi fa nekk. mais man amoon bête noire au contraire bi man maa amoon bête noire ak yenn équipe yi. parce que kuy football ak mela boo amee défenseur boo xam ne leer na la kii wóoluwoo ko di nga dem génn kaw la uti défenseur boo xam ne dina ñëw am talent mun ma dékku kon man maa amoon bête noire mais nit ñi du équipe yi yoon amumoon bête noire man équipe yi ñoo ma doon dékku ñemewuñ ma mais man amumoon bête noire franchement parler. waaw tey gisuma équipe boo xam ne dina ma gagné ren déwén mu gagné ma. d'ailleurs déggoo déwén penc ba ma gagné final départemental 1-0 par tiro bi man maa dugal 7 minutes de jeu. match boobu war nga ko rappelé bu baax. ma feebar génn. 90e minute si le penc égalisé ñu dem tiro bi ñu gagné ñu. at bu ñu fopp année bu stop ñu daje départemental. maa ko dër 3-0 maa dugal 3 bii. man aw ma bête noire. ndeysaan ndeysaan di leen jaajëfal Kabaro Talibé Bamba kontaan ci moom ndax mun nga fàttaliku si sa carrière nawetaan ñaata bii nga ci dugal mi ngi sa bopp. non sama carrière nawetaan lu ma dugal mënu ma ko compter. mais bëri na non moo tax mënu ma ko compter bëri na. mais dugal nga façon bii bu ne am na benn bii bu ma seetaan ci yow nga toll rond central. xam nga rond central ak camp fi mu nekk sori na. ci gannaaw ligne médiane bi. maa ko seetaan nga dugal loolu tandasu la wala yow da ngay gëm ni man damay dugal lii yaa ngi ko dugal sax en plein lucarne. dugal naa ko championnat Sénégal Saloum Port à Dakar stade Amitié parce que en fait sama amoon sama talent yoo xam ne dama ko entraîné man. personnellement loolu da nga xam ne man lii mën naa ko. non talent la parce que dama koy def dama ko doon travailler fekkoon dama ko dugal nawetaan kese. duma ko dugalaatuma ko dama ko dugal nawetaan pare dugal ko championnat pare chaque match dama koy tenté mu dugg wala mu bañ a dugg dinaa koy tenté. mais loolu dafay laaj force de tir. non parce que xam nga entraînement souvent ñun autant sax amuñu woon comme Sénégal léegi ni may gisee salle de musculation yi jours yi dem salle yooyu ñu amuñu woon ñu lii sa lañ doon dem. si gannus bi donc mu diis gann ñu si jéem a chargé pour que mu dugal suñ tànk yi benn musculation boo xam dañuy permettre bu ñu dóoree bal am si satisfaction bu ñu bëgg. mais su fekkoon moment bii la mun naa am tir yooyu ma doon def. mun naa am tiir yi dina ëpp moment boobu moo ko doon def. parce que football donc talent kese la. ak liggéey ko lu ma manqué woon xam naa ko dama ko liggéey parce que amoon naa chance donc mun naa dóor te pourquoi pas mu dóor day suspendre tout vent défense gardien de bii bi. donc loolu moo taxoon ma ni sama chance la naa ko continuer di ko. mais loolu moment boobu laataa ngay siggi di dóor yow si sa conscience yaa ngi naan man fii ma taxaw dama bëgg a dugal bii bi wala je ne sais pas da ngay siggi rek yem ci parce que bii boobu noonu man ba tey dama koy janeer loolu jamono yooyu parce que li nga xamante ni moom mooy digital bi bëri wutoon su doon jamono yu heure bi dinañ ko mën a wane ci YouTube bi mu nekk loo xamante ni vraiment moo tax démb am na côté bu mu neex am na côté bu mu naqari mais bii yooyu noonu gannaaw ligne médiane nga taxaw siggi xool góor dóor ko plein lucarne loolu mbay loolu liggéey bu rëy des parce que di nga romb défenseur di nga romb stopper di nga romb gardien bi mu taxaw ba pare doo ci am benn jeune nga ñëw jubilé nga dem sa yoon. waaw mais xam nga yow su ma xamoon ni tey jii damay ñëw fii. ma am fi ku may ennemi bu may kar mu xam ne fii laa jëm si du ma egg si parce que am na ku may xaar mais tey su ma bëggee dara il faut ma sàcc góol bi parce que man boo gisee dóor yooyu nga wax noonu heure bu ñu ma ko defee rek damay dem décrocher défenseur bi topp ma wala milieu récupération topp ma def contrôle orienté heure bu may def contrôle orienté côté gauche côté droite armé naa dóor parce que ma am naa sens pied gauche pied droite la mënoo xam ban pied la. ah yow ñaar yëpp la moo tax dóor bi yomboon na parce que góor yi défenseurs yi ak góor yi tout le temps dinaa leen bett parce que dañuy jàpp ne pied gauche la te su ma defee contrôle orienté pied droit maa ngi enchaîné action pied gauche su ma ko defee ak pied gauche maa ngi koy enchaîné ak pied droit moo tax pour nga mën a jël bal yooyu noonu en tant que góor day métti boo xoolee en général góor yi gën a mën a góor kaw rek yooyu laa doon dugal bii yooyu noonu. effectivement ñu jóge ci nawetaan parce que man tey su ma neexoon sax su ma sañoon ëppi émission bi ci nawetaan laa koy teg mais nit ñi war nañ mën a xam yow yaay kan ak sa jaar ñu jóge ci nawetaan bañ jóge ci nawetaan ñu dégg Mbaye Ndiaye Mbaye Babacar ci championnat est-ce que ba ngay dem championnat amoon nga âge bi. championnat Sénégal ba ma fay dem junior la. boobu junior laa dem mais championnat sax boobu dama bëgg nga leer nan la ñuy duggee championnat ak kan ak kan moo war a dugg championnat. non championnat ku fa mën a dugg mooy talent. parce que man ba may football championnat yàlla xam na ni nit ñi ñoo ma tiim donc sama famille sax nanguñ pour ma dem parce que xale laa
junior laa jógee Saalum melax dem DIC université Dakar université club. def fa 2 ans nekk xale di football licence junior senior junior surclassé. kon sa premier match championnat yi nga joué DIC nga ko football. sama premier match championnat DIC laa ko joué DIC JA. lu tax nga bàyyi Kaolack. non parce que Saalum moment boobu ñu ngi nekkoon D1 D2. D2 man au moins sans sax di dem rejoindre ay Saalum. 2-2 laa de Saalum nekkoon 2e division équipe bu première division jëlee ma Kaolack yóbbu ma nekk jeune joueur boo xam ne moo nekk jeune joueur bu gën a tuuti. ci championnat bi kon maanaam yow si macha allah première division nga njëkk a commencé championnat. non moom laa njëkk a football. yàlla xam na ko dem football ak yàlla na ko yàlla yërëm Lamine Sagna nekkoon Jaraaf. nekkoon équipe nationale. donc ma fekk ko DIC. donc mu teral ma trop donc gën ma motiver ba nga permettre ma man. donc sama talent. su ma yeboon ni moom am joué na si lu bare. parce que man dama doon dégg rek Lamine Sagna si télé bi. ay Kiné Lam di ko woy. ay Lamine Sagna Jaraaf nit ñi di ko tudd su ma demee ba bokk ak Lamine Sagna benn. lan la def ba mu doon maanaam gêné wu la woon. gêné wu parce que dama ko doon dégg. ñëw naa ñu présenté ma ko ne ma kii mooy Lamine Sagna ma ne est-ce que man Lamine Sagna bu ma doon dégg moom la. il fallait que ma demandé ko ne ko grand yow yaay Lamine Sagna bu JA yow Lamine Sagna bu Jaraaf wala ban Lamine Sagna équipe nationale mu ni ma man la. donc wax ma jaaram kon kooku noonu ba ma ko gisee rek daf ma yokk benn motivation boo xam ne daf may xam ne man football. man am naa si talent boo xam ne ak foo xam ne wan su ma amee tuuti dimbal rek war naa faa mën a àgg. te yàlla dimbale na ma day entraîneur boo xam ne xam na ni xale laa am naa talent bi ngay dégg Jaraaf di dégg JA di dégg équipe yooyu nga dem sa premier match. championnat Sénégal première division xaw ma nu mu mel ñu def ma mbay ba titulaire Jaraaf ay ñoom Diagne Faye ñoo fa nekkoon ay Pape Ñoxor Fall ma doon seetaan ñuy football ñoom ñoo fa def ay Dame Ndoye ay Ousmane Ndoye ma leen doon gis télé bi war a football ak ñoom ay ce jour là Dame Ndoye moom ma njëkk ni donc man ak yow dañoo nuyoo style de jeu te booba xale laa. supporter yi diggi di ma ni yow yaay Adabayor. ñu may nuuree Adabayor dig université fu ma génn. Adabayor lañ ma doon wooyee. sagam nag man dem nañ ba naan maay Adabayor nekk star. nekk international nekk professionnel. ma ni pourquoi pas kii lii mu nekk mu war naa kaa mën a nekk. loolu moo ma permettre aussi tamit ma gën a développer sama talent. et gën a imposer sama bopp. ak sama jeune ak sama xale aussi ak qualité yi ma am ba pare nekk xale doo ko dem Dakar. donc fii su nekk dafa bari détails yi. mu nekk xale mu soo dem Dakar nekk université foo xam ne maanaam munoo wax Dakar te doo ko tudd. dëkk fa nekk fa donc kooku yàlla dimbale na ma daa wax dëgg yàlla. moo ma permettre donc talent bi ma amoon noonu. donc lu ko yokk si la bokk. ndeysaan ba nga demee DIC talent bi nga jëlee nawetaan dañ koo dindi wala dañ koo yokk wala ndax am na lu ñu ci rectifier en tant que xamoon mënoon nañoo jàpp tu faisais partie des meilleurs joueurs de Kaolack Ndangaan nga jóge fa dal ci première division. ku wax DIC képp ku dëkk Sénégal xam na Dakar Université Club ak jamono yooyu nu mu meloon ndax entraîneur bi nga yoroon ba nga ñëw am na lu mu dindi ci yow wala am na lu mu yokk ci yow wala dalaa bàyyi talent bi nga fa indi. non ba ma demee nag bokkul sax comme nga ni yàlla ak yaale. nawetaan ak championnat parce que ba ma nee jëpp nawetaan championnat donc façon entraînement ya ma doon def musuma ko def ba mu juddoo ba tey ba pare joueurs yi nga fay fekk ak joueurs yi nawetaan yi uti na ba ma demee damaa jàngat déggoo man la DIC moo ma def ma nekk joueur. comme luy faral di wax rek mbëri naan. man sama bopp diw moo ma def mbër. man di université ñoo ma def ma nekkaat joueur parce que damaa dem moo xoolee nawetaan suivre nga nawetaan. Mbaye Ndiaye boo ko ne laax bi tooy na sax mu daanu. bañ demee loolu lañ njëkk a dindi si man. ne ma fii boo fa bëggee football il faut nga costaud d'abord donc am vivacité donc mën a dékku combat pour mën a football. ba ma demee loolu laa njëkk a def mujj gi man attaquant yi man am défenseur mooy gaañ attaquant. mais man attaquant yi maa ngi doon gaañ. Ñoxor Fall match bu ma lay wax nii DIC boobu maa ngi football numéro 10. mooy Pape Ñoxor Fall équipe nationale moo ma doon marqué. Pape Ñoxor Fall daf may gaañ ma koy gaañ. te moom si boppam dama ko yàgg seetaan mais mooy match bi jeexee ñoom waa Jaraaf yooyu GIA yooyu yëpp dañoo ñëw wax dëgg yàlla di ma encouragé di ma ni yow xale nga dem nañ fi njàmbur DIC. ñu dem di SFU yàlla xam ne billaay supporter dañu doon wax xale bi est-ce que day football. njàmbur xam nga njàmbur ku ko xam ñi may dégg may xam ne njàmbur mosut am jour bu ndaw. dañ ma doon wax est-ce que kii day football sama meilleur match jour boobu njàmbur la woon. kon nga xam ne ni DIC am na lu ñu def si man
et di ko nuyu de passage Père Manche. di ko nuyu bu baax mu nekk koo xam ne def na si man lu nekk. donc kooku moom maanaam moo ma def ma nekk joueur boo xam ne joueur bu ñemee d'abord. joueur bu ñemee concurrence joueur bu ñemee imposé wu. parce que moo ma ne championnat soo bëggee football il faut nga imposé wu. c'est pas que dama ma fekk neetaan may football mu jël ma indi ma donc loolu la yem si man. jël ma indi ma mais li tax may football ak li tax ma nekk si équipe bi man maa koy defar sama bopp muy lam ma gisee Kaolack ba indi ma Dakar ma def lu war a ëpp loolu ba mu demee it loolu laa fa imposé. waaw ba tax ma titulaire sama poste donc gaañu mooy tax ma génn. voilà. ok Dakar Université Club ñaata temps nga fa def. 2 ans. 2 ans. après nga dem fan. après Saloum yéeg première division kenn woowu ma. Saloum moo yéeg sama équipe la bu doon football deuxième division Dakar ma football samedi wala dimanche Saloum di football lundi damay dem support de leen en tant que Saloum ne leen gars yi jëm leen a fu gagné jëm leen a yéeg man ma ñëw ñibbisi boobu ay ñoom Mbaye Sow fa nekkoon ay ñoom Pape Kana ay Pape Goumbala ay Moussa Ndaw ay Ousmane Keita Cheikh Konté toppee leen noonu Pape fa yor équipe bi ak Cheikh Diack ba équipe bi yéeg kenn woowu ma man maa ñibbisi parce que Saloum la ñëw ñibbisi kenn fayu ma nag dig damay recevoir sama salaire chaque fin du mois mais dig Saloum musuñu ma fay mais maa ñëw ak sama talent wane ni Saloum la imposé fi donc loolu moo waral nag li ma am si football mu néew ko bari ma jëlee fa mu naam peut-être nag la may ñëw tam kenn fay ma ñibbisi pour défendre sama couleur dëkk loolu moo ma permettre la ma am si football foofu laa ko amee mu néew ko bari. ok mais ci Saloum ba nga ñëwee automatiquement te kenn woowu la ñoom dañ la intégré dugal la. non Saloum dañ may intégré parce que joueur équipe bu yëg première division donc amoo benn joueur boo xam ne mus na fa première division nga ñibbisi donc ñoo may intégré ak jàmm ñoom sax gëmuñu sax ne damay ñëw. yow ba nga ñëwee loo leen apporter waa Saloum. Saloum la ma leen apporter mooy 2 fois meilleur buteur. 2 fois meilleur buteur. meilleur buteur équipe bi jël naa ko meilleur buteur Saloum nekk deuxième année bi ma jël meilleur buteur championnat Sénégal. ah mais championnat Sénégal jël nga ñaata yoon meilleur buteur. benn yoon laa jël meilleur buteur championnat Sénégal mais Saloum gu ma nekkoon sama première année maay meilleur buteur club bi. deuxième année bi ma nekk meilleur buteur championnat Sénégal. waaw. ok ci kaw loolu gannaaw Saloum yaakaar naa ni après foofu nga jógee si Sénégal demoo fenn. non bu ma jógee Saloum après si la commencé am ay contacts. ok mais balaay boobu Mambay Dieng ca Japon mi ngi lay nuyu ak Cheikh Dieng Taïf Channel kontaan ci moom balaay boobu dinaa desandi ba tey ci li nga xamante ni tey ak démb ak tey parce que yaa ngi suivre championnat bu Sénégal ndax am na wuute. non ma Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax aussi Mbaye borom Japon di ko ziar bu baax. non championnat Sénégal léegi ak championnat Sénégal bu woon uti na. ban moo ci dàq. non bu dàq mooy championnat Sénégal bu ñu doon football ñun bu ñu nekkoon. bu njëkk ba lu tax nga wax loolu. parce que voilà lu tax ma wax loolu mooy donc championnat Sénégal bu njëkk ba booy xool talent yi ñoo fa ëppoon léegi booy xool xam nga football. il faut mu am public d'abord. championnat Sénégal di nga dem seetaani ko sax doo xam ni équipe bi day football autant samedi dimanche bu fekkee kaw la nga dëkk di nga xam ne Saloum tey day recevoir boo demee Dakar di nga xam ne samedi dimanche stade Amitié foo munti dem day fees dell Dakar fu munti nekk Diourbel et autres mais léegi fi ñu toll nii football bi boo xoolee amul public d'abord. football bi talent yi fa amoon amatu fi donc loolu nag dañoo war a moo nekk taxaw seetlu ñu xool loolu la moo waral loolu. parce que boo xoolee équipe. dëkk bu bëggee dégg naa laay ja wax ko mu ne équipe bu bëggee équipe nationale ba baax club ya day baax d'abord. Ablaye Diaw moo wax loolu. boo xoolee nag léegi club bi bu fekkee ni mënut a baax ban joueur talent mooy jóge ci championnat première division locale bi mun a rejoindre équipe bi première division bi. et sa équipe nationale bi. bu njëkk da ngay xool équipe nationale di nga ci génne ay local mais léegi équipe nationale amatul local bien vrai que donc ñi fi nekk nii pro yi macha allah ku ci ne am nga talent mais nag suñ fekkee ni bu ñu bëggee basé wu ni ci pro yi rek ñooy dem. dañuy rey football Sénégal bi parce que il faut ngay jël ci ñaar ba ñett di encourager ñi ci nekk ñu permettre ñoom mën nañoo dem équipe nationale bi boo gisee man ñaata yoon laa joindre équipe nationale A nekk Sénégal nekk local ñoom El Hadj ba may dem di football A prime beeg A bi donc man gëmewuma ko sax dama xëy un jour ñu woo ma téléphone. équipe nationale A bi. ñoom amul koo xam ne fréquenté ma bokk ak ñoom benn hôtel pendant une semaine entraîné matin soir. ñoom El Hadj Diouf moment boobu ñoom Pape Diouf ñoom Pape Bouba Diop. non génération 2002 bi moment boobu ñu ngi préparé match Sénégal Togo ba ñuy nii rek Togo 2-2 à Dakar match boobu ñu ko préparé ci laa bokk donc loolu day encouragé boo gisee moment boobu gis sa femme moo ma ne. man ak Demba Gadio Fulo ñu koy wooyee. Fulo jëlal ki ci ligne bi parce que gars yi tey xam naa ni dañ neel allo salaamaaleykum. allo. maaleykum salaam sëñ bi na ngeen def. ñu ngi ziar bu baax. allo. allo oui. naka coono yi. ñu ngi sant baax a baax macha allah. Mbaye Ndiaye sama doomu ndey man la Dame Niass.
ay Dame Ndeye Ndiame Niass mon frère. mon frère naka coono yi naka. koy sama xarit la Dame maa ngi lay ziar bu baax macha allah. naka yitte yi naka coono yi nag. ñi sant bu baax copain sant bu baax macha allah kontaan naa. non ñun ñoo kontaan parce que yow fierté Kaolack nga wax dëgg fa la. def nga lu nekk Kaolack ñun ñii ñoo kontaan ñun ñii toog bañ lay invité foofu. ñun ñii ñoo kontaan. dëgg la Dame. dëgg fa la sunu waay nga. nekk nga fi bi nga fi nekk wax dëgg fa nekkin bi rafet na. bi nga amee doole jox nga ko Kaolack ba mu jeex takk wax dëgg fa la. Kaolack nekk nga fi nit koo xamante ne wax dëgg fa la dañ lay nawloo ñun Kaolack dañ lay nawloo baax a baax te dañ lay tiitaroo. ndeysaan dëgg la. parce que dëkk ci dëkk def fi li nga war a def. dafa am solo. te yow def nga fi li nga war a def. ndeysaan. fubal nga fi ba jël meilleur buteur Sénégal kon. def nga li nga war a def. claro. te ñun ñëpp fier nga ci ñun. ndeysaan ñu ngi koy xamal ñooñu nga bokkal plateau bi ne leen. lépp lu nit di def ci dëkkam rek def nga ko Kaolack. jërëjëf di ko fay. joxe nga sa alal joxe nga sa doole. lépp def nga ko ndax joxe sa doole mooy ñu war laa fay salaire. fayuñ la. teewul nga xam ne dëkk bii ci nga dëkk. dëgg la dama fay war a participer nga participer. claro dëgg la. bi nga demee it bi nga ñëw fekk nga ñu fi ak nekkin bu rafet li nga am yëpp di ko bokk ak nit ñi. ndeysaan te doo sentir ne li nga am yaa ngi koy bokk ak nit ñi. ndeysaan. tey boo waroon Kaolack yëpp boo ne Mbaye Ndiaye. ñëpp maanaam dañ lay tiitaroo maanaam nit du ñàkk noonu waaye Kaolack yi te xam naa ne boo fi amee noonu bëriwul. dëgg la. waaw mais kontaan nañ trop ci invitation bi di wax ñu ngi leen di ñaanal yàlla dëgëral. amiin ndeysaan. seen mébét lépp luñ bëgg yàlla na ko yàlla mottali. allahumma amiin. yàlla taxawu leen yàlla may leen wér. def ci ñoom barke def ci seen njaboot barke. amiin Dame amiin macha ndax benn borom xam-xam dafay wax mu ne barke lum du nit waaye lum nekk ñu xam ko yàlla na yàlla def ci ñoom barke. allahumma amiin sama waa ji. waaw kontaan nañ di wax dëgg fa la mbégte la ñu dégg la. ñu invité la ñuy mbégte la ci ñun. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup jërëjëf gars yi ñu ngi réagir il faut moom dañ leen di bàyyi tey li ma lay laaj mooy keroog si yaa ngi woon fu am solo Mbaye bokk ak man ak keneen mais yow ngay footballeur daan gis El Hadji Ousseynou Diouf yàlla taaloon ko mu nekk koo xam kenn dootu ko naatable ak même suy doxee bant sax xam ne ñëpp te yaa ko gën a xam nga war a dem bokk ak ñoom entraînement Mbaye toujours man damay bëgg di laaj doomu aadama nit boobu lan la mel en tant que star en tant que joueur. du nuyu ku dugg léegi Dame. di ko ziar bu baax a baax sama waa ju baax yi noonu. Kevin Prince. Matar dem mi ngi lay nuyu tamit. maa ngi koy ziar baax kooku maay coach maa ko yoroon melax. donc di ziar bu baax li nga wax noonu. donc bañ ma wooyee ma war ne ma ne est-ce que man tey jii man joueur yooyu ñooy bokk fanaan. loolu laa njëkk wax maanaam ba nga ne yow. man maa wax sama bopp man. est-ce que man ak joueur yooyu ñooy bokk fanaan. mais si nga njëkk a gis ay ñoom El Hadj Diouf affaire yooyu. non parce que 2000 ñi leen bu Sénégal gagné ñi leen doon topp di daw ci tali bi topp Kaolack di daw. waaw ndomb woon si laa doon bokk. donc ñu woo ma war a dem daje ak ñoom war a jóge Sénégal Kaolack jour boobu et 8h si suba. war a dem normalement mais kan moo la woo fédération bu Sénégal moo la woo. non fédération bu Sénégal du def convocation bi. gis sa fan moo fa nekkoon. gis sa fan moo ma convoqué jamono yi gis sa fan la. waaw gis sa fan moo ma convoqué. moom moo la convoqué ci boppam. moo ma convoqué léegi bañ demee donc loolu noonu donc beneen dimension la woon si man parce que en fait donc lu ma njëkk wax El Hadj Diouf donc man numéro 11 laay sol mu ni ma. numéro 11 borom xam-xam moo koy sol man ko man am naa xam-xam. mu ne ma bu ngoonee. loolu la tontu loolu la ma bu ngoonee bu ñu demee entraînement ma xam ndax am nga xam-xam. donc loolu moo ko wax noonu ba ñu demee entraînement ba ñuy def échauffement bi. donc si sama côté la ñëw ñuy waxtaan daw bal bu ñu ko paas mu pousse ko sama côté. boobu mi ngi lay seetlu. mu ngi may bal bu ñu paas mu pousse sama côté bu ñu ko defee moom contrôle crochet fooram la woon El Hadj Diouf man contrôle crochet sama fort la woon au bi nga paasee bal ma def contrôle crochet te paasaat ko. donc bañ commencé def entraînement bi commencé ku ne ñu jox la ballon parce que équipe nationale je sais pas que yéen i sampi que Saloum. nga xam benn bal moo fa nekk wala 5 bal wala 20 bal. ku ne ak sa ballon ku ne nga won sa bagarre technique. donc ce jour là donc moom xam na ni booy bi am na talent
ba pare man du gënoon nekk sama bopp. nga gis tamit entraîneur bi gis Stéphane di tubaab taxaw sa kanam. non nee naa la waxuma la gis Stéphane rek man nekkoon ak joueur équipe nationale c'est quelque chose boo xam ne vraiment jour boobu lu ma yëg sama bopp mënatuma am boobu nag laa jàpp ni man mii et professionnel laa te normalement te war naa nekk professionnel parce que ku leen doon xool ñoom ñuy dugg si yéen bis yi nga leen di seetaan. di dem si Facebook bi di leen xool war a nekk ak ñoom. kon kooku war nga yëg loo xam ne donc mosoo koy ba pare ñëpp ñu ma xam nga xam ne am naa sama numéro ñam sama numéro. ku si ne mu ngi may jéem a woo pour ma jox la ku si ne am nga zone. mais là moment boobu nag si la impose sama bopp daan ne yenn yi sax du ma ko def damay malgré que local laa nekk Sénégal. donc yoruma dara mais dinaa imposer sama dignité ak ñoom war na li fii ngeen nekk nii lu leen fi indi mooy football. ba nit ñi xam leen. man pourquoi pas mënuma nekk si yéen ba nit ñi xam ma ba suba. donc nit ñi war a toog ak Mbaye Ndiaye ne damaa nekkoon ak Mbaye Ndiaye. donc loolu poussé na ma sama carrière. ko wax naa léegi si début ne mu néew ak bari football am naa si loo xam ne donc moo ma teral. su ma toogee fii nii nekk Italie di wax wala ma nekk Espagne di wax wala ma nekk Suède fu ma munti nekk. football moo tax man ma def loolu. moo ma yóbbu foofu. parce que bu doon footballu ma mun naa man aw ma lu may demee si Europe bi wala may am yenn benn million bu football million laa njëkk am million. football macha allah. kon football man teral na ma. donc malgré que nag la ma si bëggoon yëpp aw ma ko. mais nag yàlla moom mun na la ay arrêté fii nii. donc jox la ko foo xam ne si maanaam. donc dina ëpp li nga waroon am si football parce que ba tey maa ngi si milieu foot bi. maa ngi si milieu boo gisee nga ni Matar Dem léegi sama jeune frère boobu. maa ko yoroon melax. donc jël ak ñoom ay trophée donc mun naa bañ a amati si football bi dara. mais en tant que connaisseur foot. nekk si ba tey si mouvement boobu. donc mun naa saa debi lu nekk. ok ci entraînement boobu noonu ci nga jógee yow musoo participer ci compétition Sénégal international parce que jamono 2002 su ma juumul yow ci nga génn Sénégal su ma juumul. non participer naa parce que donc dem naa ak Amilcar Cabral. donc dem na ay tournois yoo xam ne Sénégal lañ doon invité mooy équipe A bi. ma ànd ak ñoom am na yoo xam ne. lan mooy problème équipe A bi kon équipe bu mag bi nu mu tudd. équipe A bi mooy équipe A bi. mooy bu ñoom El Hadj Diouf bi. ñun local lañ nekkoon équipe nationale A prime. ak équipe nationale A. man équipe nationale A prime bi dama si nekkoon mais équipe nationale A bi aussi dañ ma doon convoqué en tant que joueur boo xam ne convoqué nañ équipe A bi 25 wala 23 ñu manqué kenn wala ñaar man dañ ma doon convoqué parce que moment boobu am naa talent bi lu ma la wax ni. nekk meilleur buteur championnat Sénégal may dem di rejoindre équipe A bi ba peut-être kuñ convoqué ñëw ma retourné waat ñibbiwaat sama dëkk. wala léegi souvent dama doon nekk ak ñoom dem sax si tournoi ba tournoi bi jeex ma retourné waat sa dëkk ba pare prime yi ñu am ñoom. même prime boobu laay am. bu ñu passé Ngor jaaraama benn jour. lu ñu fa am man nag ñoom egg waale ñooy bokk lu ñu am. waaw. mbokk yi ki nga xam mi ngi soog a teew ci émission bi ma ne ko l'international joueur sénégalais l'enfant de Kaolack jógee ci ASC Melax Kaolack moom mooy invité tey kër gi nekk fii ci Italie lay vanda rek mun ngeen woote numéro baa ngi noonu ci suuf mun ngeen participer mun ngeen wax Kaolack ndangaan tey ñoom moom émission bi nee nañ Ous dañuy déglu Kevin Prince kontaan ci moom Matar Dem ndeysaan dafa kontaan nee na sama coach laa toog di seetaan yi loolu dinañ ci ñëw après si équipe bi nga xamante ni yor na ko Mbaye kañ nga commencé am contact international. Contact international maa ngi ko commencé am 2003 mais metti na la que mosoo ko participer ci Coupe d'Afrique bu Sénégal. non Coupe d'Afrique Sénégal mosuma si participer en fait mais soo gisee participer aussi mooy Coupe d'Afrique 2004 boobu noonu. donc waroon naa see dem. mais am nga nit di nga am benn ressource yooyu dégg si suuf. xam nga convocation équipe nationale. doo jékki-jékki rek ñun la convoqué nañ la. kenn du la woo téléphone. non dinañ la woo mais avant convocation bi di am yow di nga jàpp dinañ la wax si suuf que. donc ñu ngi lay war a convoquer wala ñu ngi lay. xool wala wax sa mbokk joueurs yi wala. non joueurs yi xamuñu mais fédération. ak ñi nga xam ne donc parce que moment bi ma wax ni Bounama moo nekkoon fédération. mooy Bounama Dieye. ok Bounama Dieye nekk su ma jumutee moo nekkoon vice président bi wala daal fi ma nekkoon secrétaire général fédération sénégalaise de football. moom sama convocation yëpp benn du ma bett parce que yëpp damay jàpp ni dina ma wax ni ñu ngi lay bàyyi xel boo moytu di nga dem. continuer ce travail continuer ce entraînement ba nga xam ne dara du ma doon bett. mais buuxante la de ah. non buuxante la parce que en fait yow mënoo nekk yow Sénégal ñaata joueurs ñooy football championnat Sénégal ñaata joueurs yow ñu la si tànn nga war a ñëw joindre équipe A bi wala yow ñu war la convoquer équipe nationale yow nga dem si équipe nationale locale bi donc kooku noonu buuxante la. ba pare boo demee fekk fa lu mat 7 attaquants 7 défenseurs 7 militaires offensifs. donc nga war a buuxante ak ñoom te ñaar lañ ciy soxla.
non donc sa talent da lay yóbbu mais talent bi nga am sa club bi boo demee si équipe nationale bi coach bu fa nekk il faut nga won ko sama talent bi nga am ba tax moom mun laa maintenir si équipe bi. jëlal ki ci ligne bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum salaam. waaw Baye Fall maa ngi leen di ziar de. ñu ngi lay jël ziar. man la Mbaye Dieng Japon. Mbaye ñu ngi ziar. Mbaye Babacar la soxla woon. maa ngi lay ziar maa ngi lay déglu man ngay waxal nii. waaw Mbaye Babacar naka def. Mbaye maa ngi lay ziar bu baax sama waa jooju borom Japon. waay yow yaa am jàmm bu baax ndamu naa la lool. maa raw. waaw kontaan naa trop si dalal bi la Ousmane dalal. merci Mbaye merci beaucoup. vraiment man nii mënuma ñàkk dugg participer man moom gaal li may woote ci ay rajo boobu bëriwul Ousmane xam na ko sax moom. bàyyi nag mënu te ñàkk ma dugg ci. déjà vraiment. waaw wax sa tuuti lu ma xam ci yow parce que yow moom. yaakaar naa dañuy xale yi ñooy ànd te yàgg naa la suivre. si yow xam nga loolu bu baax. si. waaw may ñaan daal baatu ñaan daal parce que borom baax nga. et puis ku yàgg a gëm li ngay def moom danga ko yàgg a gëm. surtout football moom danga ko bëggoon ci boppam tamit teg ci. te yàlla dafa tamit nga mënoon ko lool nga doon sama jour nag waaw. yow xam nga loolu. si waaye nekk melax moom. nga xam ne côté bu nekk doon naa la crop adir la déggoo nga bañ gëm li nga gëm di déggoo rek. dëgg la li nga asoowaat ni melax rek. ndeysaan dëgg la ma ngoog ñu gis mel ni yow ak Tafa Faye. ak booy David Mbodj non. Papis Mbodj David si Camaro si bu Sam waay. voilà ma ngoog. sama xarit boobu. waaw non su fekkee ni appel. ñëw Italie. dëgg la. ñu bàyyi ko moom. waaw. waaw pardon. si ok bàyyi waa continuer. waaw en tout cas daal man waaw. en tout cas daal man moom lu bëri man mën naa ko seet si sa carrière si lu ma xam parce que dama la yàgg suivre. te nga yàgg doon sama jour ma yàgg mën naa ne sax man maa njëkk doon sa premier fan yow xam nga loolu yow. dëgg la waaw am na. voilà et puis même bi ngay jël tamit meilleur buteur Sénégal tamit si je me trompe pas am na sax yaakaar naa benn jour Diourbel boo ko. Raay Babacar Wari Thiam. waaw voilà ma ngoog il paraît que sax même xaalis bi ñu leen doon jox seen yaakaar naa sax bu ma juumul sax ma lay laaj ndax boobu matoon na wala mati woon il paraît que dañ leen joxoon moitié mu desoon je pense que xaw ma nag. voilà ma doon laaj ndax parce que Sénégal moom da ngay réew a sonn xam nga. waaw après mujj nañ ko complété parce que meilleur buteur moment boobu c'était 1 million nga doon am. 1 million la waaw parce que sagam dañoo exéco woon man ak Babacar Wali Thiam mais donc man maa nekkoon titre parce que en fait dama absent lu mat 2 mois parce que man année may jël meilleur buteur boo xoolee match retour yëpp li ma si football matut 7 match parce que boobu maa ngi dem test gauche ay Norvège ay Suède ay Dubaï ay Tunisie ay Maroc yooyu moo match yi ma doon football moo tax ba ñu xamee ba ñu xoolee nombre de match yi xam ne donc lu moom ëpp ay match te donc man ak moom ñoo tolloo donc moo tax ñu joxoon ma titre bi ëllëg moom man joxoon nañ ma 1 million mais moom amoon na foog na 500 000. ok c'est bien. loolu laa si bëggoon a xam parce que doon naa si xam lu ma xam moom tamit leeral bi tamit baax na trop. loolu laal si parce que des fois damay toog di mu ñaawlu affaire boobu ba léegi sax parce que bi may dégg nga xam dese ngi ne affaire yooyu gën a xamut. ma daan ko ñaawlu loolu ba fu ma toog des fois sax dama koy wax kon comme que leeral nga ma ni mot ne ba nga jot sa xaalis rek c'est bien. parce que sax moment boobu final bi xam nga meilleur buteur championnat final coupe du Sénégal lañ koy joxee. boobu sax yàlla xam na ne fekk moon Sénégal mais sama coach moo ko récupéré Moustapha Seck di ko nuyu de passage Moustapha Seck moo nekk actuellement sax entraîneur soo moo jumutee équipe nationale mais local yi mais nekkatu ko moo nekk entraîneur senior de Diourbel donc moo récupéré parce que moom moo nekkoon sama agent aussi voilà c'est vrai nga dëgg loolu la quoi et puis yaakaar naa am na benn final tamit boo xam ne nii Gambie la woon mais il paraît que final boobu da ca dam woon xaw ma dafa fekk nga dam non Guinée la woon final amical Cap Vert bi waaw donc dama amoon fracture si loxo gauche bi donc moo tax final bi footballu ma quoi quart de finale la astafa demi finale la am fracture final bi footballu ma ko final bi sax dañu mujj dóor final bi ak Gambie doon non ak Guinée ñu ne Guinée ñoo final woon Conakry ok xam naa ma mbay ñu bàyyi la nga kii parce que ligne bi saturé na waa France ak waa ñëpp ñu ngi woote. léegi waa day ñaan rek suñu borom bon réussite coordination. merci beaucoup xam naa ni waa ñaan suñu borom waa kontaan na trop vraiment si dara. ndeysaan xam naa day dégg jërëjëf moom ma nga ca Japon ndeysaan ku yàgg dem stade di rang pour kii la loolu damay bañ ñu del si wat gannaaw ok jamono jooju boobu yaa ngi wàcc ngay maanaam ñi ngi ni woon ci li nga xam
mooy convocation équipe nationale man pour man dama foog dañ lay bindal kayit rek ni la suba nga ñëw affaire yooyu mais xaw ma ci woon sax que attaquant yi 7 lay doon wala kii maanaam kon buuxante bu méttee pour nga équipe nationale bu ñu lay convoqué duñu ko jaaree si sa tour wala ñu woo la ligue de football la ñuy convoqué la ñuy envoyé ses convocations. Ligue de football région bu ne am na ligue de football. ok ligue de football moment boobu Koso Diané moo fa nekk moo nekk président ligue de football. bu Kaolack. donc sama convocation dañ koy jaaree pour ligue bi. ligue bi ñoo may woo na ma convoqué nañu mais sagam convocation yi dafay jaar si kaw lay jaar ñëw avant muy ñëw. convocation yi avant ñu koy def. ñoom dina am yenn comme tey jëlal ki ci ligne bi xam naa tey moom émission bi danañ sonn mais nit ñi tamit. allo waaw acca. waaw Cheikh bi ñu ngi lay jaar. ñu ngay delloo jaar bu baax. alhamdulilah kooku Mbaye Babacar Ba. waa si man la. maa lay jaar de Omar Lo. kii sama xarit la Omar mon frère. bés nu mu la booy kontaan naa baax frère. waaye bilaay maa la gën a kontaan ngeen ñëpp ñu ngi jàkkaarloo ak yow di seetaan. ndeysaan moo kii moom sama xarit la on va passer beaucoup de choses franchement. sama xarit la kontaan nañ lool sama waa ji yow ñu ngi lay jaar de. ndeysaan. kii la fii. ñu ngi lay jaar baax a baax. non ni ma la ko waxee woon sànq. tey dalal nga ndaanaan koo xam ne ñun dañ koo xam bu baax a baax. ndeysaan. waaw te sama waa ji nag gis nga boo paree ci mbay. waaw. mbay bu dee dugal na 30 bii wala 40 bii. waaw. ki ko paas 39 yëpp damaa bëgg nga invité ko en ligne kooku mooy Mbaye Sow ñoom ñaari ndaanaani Saloum yi. incha allah dina am bu soobee. waaw xam naa ne sore ngeen mais faaw nga invité ko en ligne. incha allah dina nekk incha allah c'est promis. waaw mais kooku daal li ngay wax ci moom daal noonu nga ko gisee noonu la mel. incha allah ni mu doon footballee ni mu ko mënee woon suñu borom def ko estarit. noonu la nekkee woon nit ku simple nekk nit ku baax. di partager ak nit ñi lu bëree bëri. ndeysaan. waaw ñun duñ ko laaj dara dañ koy ñaanal daal suñu borom mi nga xamante ne nii moom moo ko sàkk. te jaam bi li nga bëgg rek ngay xam mais moom mooy xam ni mu lay orienté. ndeysaan jërëjëf. lépp lu mu ko orienté rek yàlla na ko ci defal xéewal ki ndam barki borom Touba. allahumma amiin jërëjëf. man question rek laa koy posé nag après. mi ngi lay déglu acca. ndax man seetaan naa ko championnat Sénégal topp naa ko Ndakaaru. topp naa ko Saint-Louis. topp naa ko Diourbel seetaan naa ko fu bari mais dama koy laaj ban bit moo ko gën a marqué bit bu mu dugal boo xam ne bi mu ko dugalee. Ablaye Diaw sax da doon yuuxu. dina la tontu laa ko bëgg a laaj ndax fàttali na ko déet wala waaw. dina la tontu incha allah. fàttewuma ko. ok sama waa ji. jërëjëf foofu sax xam naa ne Bouba Diack international mi ngi xëcc pour woote. yaakaar naa ne joueurs internationaux yëpp yi nekk France ñu nekk ay si yeneen réew yi ñoom ñëpp ñu ngi woote yaakaar naa ne Salif Keita sax noonu la tudd. bu international équipe nationale bu Sénégal mi ñuy déglu peut-être mu woote maanaam balaa may ñëw Ablaye Diaw. ku wax Ablaye Diaw xamoon mooy kan Ablaye Diaw daf la mës a taq mbay ba lan moo nekkoon sa digganteeg Ablaye Diaw dem nga ba Italie muy def benn déclaration naan ku ma gisal mbay ba wax leen ma ko mooy yónnee avion présidentiel mu jël sil ma ko jamono yooyu foog naa Coupe d'Afrique 2002 la woon wala lan la woon. loolu kenn nettali wuñu ko ñun ñoo toog di ko déglu parce que Ablaye Diaw da doon def benn émission chaque ngoon jamonoy 2006 2007 ñu yem ci boobu ñu ngi ci benn cabine téléphone maag yow ñoo àndoon Ablaye Diaw di def émission sport di wax ku gis mbay ba à l'international wax leen ñu ko ñu yabal avion présidentiel mu jël si ko lan moo nekkoon sa diggante ak Ablaye Diaw. yàlla xam na ni xaw su ma gisee sax duma ko xam. Ablaye Diaw musuma ko teg bët yàlla xam na ko yàlla moo tax may wax musuma teg Ablaye Diaw bët mais dafa nekk koo xam ne. donc yàlla xam na ni jege woon na ma te mosuma ko gis lam doon wax ci rajo bi ak qualité yi mu doon wax ci man ba muy wax loolu jour boobu yàlla moo ma ci yemale ma dem ci benn cabine fekk ba sénégalais bi jàpp xamul sax man maa tudd noonu sénégalais boobu effectivement xamu ko sax ba mu waxee pare si daa wax ne grand kii man lay waxal gëmu ko sax parce que gis na ma laay xamul sax jour la donc Laye Diaw donc moo ma bëggaloon boppam rek te donc nag mun naa moom du ñëw stade mais am na ay PM yoo xam ne dañu doon poussé ñu ñëw stade. ñooñu ñoo ñëw di ko ne kii mel na nii kii mel na nii ba mu ñëwee ma jël meilleur buteur pare ñëw nekk ci Europe bi pendant 1 an dégguma donc muy laaj talent boobu jeune talent boobu anamu parce que Sénégal soxla na ko. fu mu nekk nañ ma ko wax. donc loolu la si jublu woon parce que Sénégal moment boobu soxla nañ ay jeunes xale laa. donc am naa talent bi jekk ne gisatuma donc yoon la mu demandé ma laaj ma. mais yàlla xam ne xawma ko. donc musuma ko gis. mais nag bii buy kii di wax nii ba Laye Diaw di yuuxu. donc moom laay expliqué nii kooku melax Saalum kii la Wakaam. Saalum Wakaam la woon ak amitié. Stade amitié. ban genre bii la. donc reprise de volée la. lan mooy reprise de volée. Zidane dugal na ko Ligue des Champions 2002.
maanaam ki ko xamul mooy lan. reprise de volée mooy comme genre reprise yi ñuy wax. voilà exact. maanaam da ngay jékki-jékki rek wëndeelu dóor. wëndeelu voilà moom laa. mais Mbaye loolu bal bi day dugg direct. bal bi day dugg direct mais foofu moom Mbaye moom loolu moom tàndal la moom. non du tànd parce que en fait nit ki maanaam. daan naa gis abi di pële di ko def. non loolu la dugal naa ko ñaari yoon tànd ma ko parce que dugal naa ko ñaari yoon. te yow xam nga lii man dama koy dugal. non parce que dugal naa ko benn yoon dugal ko ñaari mais jour boobu ko njëkk a tenté mooy jour bu muy wax nii jour bii boobu. waaw jour boobu dama ko tenté parce que musuma ko def parce que loolu circonstance rek ngay amee tenté naa ko yàlla dogal ma réussir ko man mu ko dugal sax ba ma dawee di ko jubilé nu ma ko jubilé musuma ko jubilé bii parce que tellement gëmuma ko mais après tenté waat naa ko une deuxième fois réussir ko mais bu ma réussir contre Wakam boobu bii boobu man mënatuma ko dugal sama carrière. loolu de essayé naa ko football naa ko dugal naa ko nawetaan aussi. melax ak équipe bu copain bi dugal ak Omar Lo diisoo dugal naa bu mel noonu mais ba tey ak bee ute na. voilà mais après loolu lu mu lay def loolu. non yow nee naa la loolu moo lay permettre yow nga am nga nit ñi bàyyi la xel. parce que nee naa la man Sénégal moment boobu dàquma fa football. mais am na ay circonstances yu ma doon dugalee ay bii. loolu moo taxoon nit ñi bàyyi ma xel. ba tax na musuma toog yeewu. samedi lundi mardi ba mercredi ba stade journal Sénégal du ma si nekk. musta am bu ma yeewoo. ñu jël ki ci ligne bi ñu gën ko xam ci international Bouba Diack wax Bouba Diack sa xel dana dem ci UFA man mii di wax ak yow ci rajo bi fan sam laa woon en même journaliste laa daw noonu mais su duggoon ci terrain man damay tàggoog sago allo Bouba. waaw salaamaaleykum. l'international Bouba Diack depuis France Bouba na nga def. waaye ziar naa leen waa Deme Cheikh Adio maa ngi leen nuyu leen ziar yéen ñëpp waaye. ndeysaan ñu ngi lay fay grand. non tey moom dañu kontaan parce que li musta am ci rajo bi les joueurs internationaux ñoom ñoo jaar ci rajo bi Bouba ak si la jàmm. dëgg waaw mais maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccoo yéen ñëpp. da fay di leen wax ne am naa mbégte ak kontaante di dugg ci participer ci seen émission parce que da ngeen invité nit koo xam ne nit ku jar invité la. nit koo xam la nit ku xam àdduna. nit ku xam football nit ku dund ci football loo xam ne macha allah. mu nekk xale boo xam ne il a beaucoup fait dans le monde du football. donc moom bu ñu ko invité kon nit ñi yëg ko rek ku ci nekk wax nga dugg def sa participation. waaw moo taxoon ma ne woon naa def tout balaa maa tëdd ak lu mu xat naa woote def ci moom témoignage wax ci moom li ma xam ci moom. te di leen jaajëfal yéen tamit waa rajo bi parce que li ngeen di def nii. lii mooy suqali àdduna bi lii moo ñu suqali surtout à l'étranger fii nii lii daf fi manqué. waaw c'est li ngeen def ni lu rafet la di jël tamit yenn ñi nga xam ne ñu ngi fii. au niveau de l'Europe ngeen leen di invité def émission yu mel nii. yàlla saxal seen rajo bi. amiin waaw di wax Mbaye Ndiaye ne ko man la Bouba Diack. mais koo xam dama koy. non Bouba bala nga dem Ousmane kii. moom moo tax ma nekk jour. dama kaa wax benn jour mosu ko xam. Bouba Diack dafa tax man ma nekk joueur parce que dama ko seetaan IFAN. muy football. nekk koo xam ne benn sëb ci laa ko mënatu ko kenn mënut a tudd Kaolack Bouba Diack tuddoo ko tudd. ma koy seetaan ma ne pourquoi pas kii waruma mel ni moom. yow nga wax loolu. barke Rasulilaay ma ne pourquoi pas kii waruma mel ni moom. di ko roy ba nu mu meloon Kaolack yàlla dogal mu dem fa jóge France dem Marseille di football ma mel noonu Kaolack moom si boobu sama carrière da see joué lu bari parce que dama ko tegoon bët. moom Bouba Diack dama ko tegoon bët pour mel ni moom. loolu at dinaa ci ñëw parce que moom dafa am lu ma ko bëgg a laaj yéen ñaar mos ngeen bokk terrain. non mosuñu bokk terrain. ah si. non mais yor naa melax di ko coacher muy football ñëw vacances di football melax IFAN. mais yéen ñaar mosu leen football compétition. non. mais grand Bouba dafa am lu ma la bëgg a laaj tey man personnellement c'est une occasion soo daan ñëw IFAN jógee di ñëw amoon na drapeau boo daan yor lu tax nga daan tëb miir bi grand il faut ma laaj la ko. waaw parce que xam nga tëb miir bi li ko doon andi moo nekk direct. man suñ kër moo sosoon ci miir bi. effectivement. te man comme ne ma nekkoon joueur boo xam ne. parce que IFAN man gàllaaj bi ñu doon laal du ma ko laal. dafa am ay gàllaaj yoo xam man du ma ko doon laal. léegi pour bañoon yàq ambiance bi. te man dama nekk nit koo xam ne man dafa am loo xam ne dañ ma ko yare depuis ma nekk sama enfance. donc man du ma doon laaj gàllaaj léegi bugguma di ànd ak équipe bi parce que am na yu bëri yoo xam ne IFAN yàlla na ma yàlla baal toog maa ngi koy wax ci rajo bi te ñëpp koy dégg te ñi may dégg dañ xam li may wax dëgg la. te comme yàlla def na boo wax rek del wax loo xam lu dëgg la. IFAN dañ nekk équipe boo xam ne dafa mystique macha allah. am na ay gàllaaj yoo xam ne man bugguma ko woon di laal. loolu moo waraloon man ma doon tëb ak sama drapeau di ñëw stade. am na ay match yoo xam ne sax man ci biir tribune sax laay wàccee dugg biir vestiaire. effectivement. loolu moo waraloon loolu. parce que léegi dama demoon benn moment boo xam man sax dama doon ragal man dama doon tiit man sama wàll bopp sax. su ma doon ñëw di def ay regroupement IFAN bala may dem di football IFAN. maanaam yow mais comme li ñuy wax rek jikko séeréer bi moo fa nekkoon. effectivement parce que yéen moom ku waroon dajeeg yéen sax yaakaar naa une semaine du nelaw.
voilà c'est ça parce que IFAN dafa nekk équipe boo xam ne am na ginnaaw am na kanam te am nañ mystique. loolu moo waraloon sama jéggi stade bi ñëwee stade noonu di jéggi tout le temps du ma ànd ak équipe bi. mais grand est-ce que xam nga man maay sa fan si numéro 1 ba tey nii est-ce que xam nga loolu. lii nga ma wax nii la ma ko sama boy boobu waxee Mbaye Ndiaye. barki sëñ Saliou Mbacké xoolal man yàgg naa la jël ci micro nga football ba pare yow su ma pare IFAN man si yow laa daan ñëw direct tàllal la micro. parce que su ma man da nga mus a nekk suma joueur grand Bouba Diack te yaakaar naa ñi may déglu jamono ji tey am na ñoo xam ne kontaan nañ bañ déggee Bouba Diack jamono ji muy waxtaan. dëgg la. non grand dama lay invité comme Mbaye ba damay kii wax nga dagg billet ñëw toog nit ñi gis la jaxaran nii ci rajo bi incha allah. amul benn problème heure bu ngeen ko programme man danaa ñëw wàcc si ba Espagne ñëw su France Espagne soriwul. ndeysaan même pas 2 heures 3 heures ma dugg si foofu noonu incha allah rabbi. non te bu may ñëw danaa leen indil benn international seen plateau. si loolu laa bëggoon wax Sénégal Salif Keita. mais dañoo nii sama kër. oui ma dañoo bëgg nag mu woote ne Salif Keita jox ko téléphone bi ñëpp xam Salif Keita équipe nationale bu Sénégal. xaaral ma jox ko léegi. Nigéria Sénégal moo dugal bii bi moom Nigéria Sénégal bay fas yi dugg si terrain bi moom moo dugal bii bi. ndeysaan 2002. xaaral ma jox leen ko mu dugg participer ci émission bi parce que mu ngi nii toog. ndeysaan. waaw l'international Salif moom moo am Sénégal Nigéria moo dugaloon bii bi quoi 2000. ndeysaan. xoolal may ma 2 secondes mu yeggali julli. ok ma passe leen ko parce que 2 secondes mu yeggali julli waaw mu ngi nekk day julli kii safar bi. soo paree yow woote waatal soo paree ok. waaw man soo paree naa wootal waa kay jërë ngeen jëf waa kay merci grand Bouba. ndeysaan kon tey mu nekk ay internationaux yoo xamante ni ñii ñëpp yaakaar naa ni football mu nekk lu siiw nga dem sax mais lan moo la ci gën a neex maanaam xameel bi que tamit football bi passion bi dëgg la mais foofu dama koy mujjee léegi nga ba nga génnee Sénégal pour dem ci contrat yi foog naa Norvège nga dem. wala non Dubaï laa jëkk a dem. Dubaï laa jëkk a dem en tant que joueur bu dëkk Kaolack donc mosoo génn Dubaï laa njëkk a teg sama tànk. Dubaï ñoom ñoo la convoqué. Dubaï ñooñu ma convoqué Dubaï seen entraîneur bi moo ñëw xam nga en général ménagère mooy ñëw jël joueur bi yóbbu ko. mu ñëw ñu jëlaat international dafa mel Salif Keita la allo Salif allo. Oui. Salif Keita, le joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Ouais, l'ancien joueur. Non, l'histoire. Il y a les nouveaux. L'histoire retiendra. L'ancien attaquant. L'histoire retiendra grand. Ouais, bon. Comme on dit, ouais, on a fait notre temps aussi. Hein. mais grand c'est un immense plaisir yaakaar naa ni tey ñëpp dégg nañ l'international Salif Keita Mbaye ba mi ngi mën a wax Sénégal Nigéria yow yaa dugaloon bii ba loolu la ma wax. waaw 1-1 ñu def à Dakar man maa dugaloon waaw match boobu souvenir la. ah nan la nekkee souvenir lu mu doonee souvenir ci yow. non parce que soo gisee mën a souvenir la parce que match boobu avant match bi dañ defoon benn micro trottoir au Sénégal. mais tu vois que même la population sénégalaise ñoom ñu ngi doon ne Nigéria bu ñu dóoree 4-0 dañu war a kontaan. ça veut dire que performance la on perd à 4-0 loolu bonne performance la parce que c'est le Nigéria de tous les temps. avec les DJ Okocha, les Sendé Olysse, les Taribo West, les Okochukwu, les Garwal Laval, les Victor Ikpeba, c'était le Nigéria de tous les temps. ndeysaan ba tey Nigéria boobu mooy le Nigéria du siècle. ndeysaan nag xam nga après ñu ñëw tenir le un échec à Dakar. surtout avec une équipe qui est composée que de locaux. Parce que comme international, comme professionnel, il y avait que Moussa Ndiaye, qui était à Monaco, mais dans le centre de formation à Monaco, il n'était même pas encore dans le groupe pro. Et il y avait que moi qui était dans une équipe professionnelle, où je jouais avec l'équipe A. Bon, après, il y avait Mbaye Badji au Maroc, Omar Diallo, le gardien au Maroc, mais tout le reste était composé que des jeunes locaux. Les Pape Nyokfal, les Ndemsial Hassan Ndiaye, les Pape Malik Diop, les Tafsir Salungom, et tout ça, même Henri qui était sur le banc, les Henri Camara, ils étaient sur le banc, ils jouaient pas. Mais grand, qui Khalilou Fadiga, mom fu mu nek. Bon, Fadiga, je pense qu'il est en Belgique avec sa famille, hein. Okay. Il est en Belgique avec sa famille, quoi. Ok. Sa femme est belge, quoi, alors. Ndeysaan. waaw. ndeysaan tey tey nga yor sa benn collègue ñu naan ko Mbaye Ba mu toog fii lan nga mën a wax ci moom le grand l'international nga nekk supérieur am ci football.
non pas supérieur parce que xam nga temps yi bokkul. Bon c'est que bon j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer mais bon ak waxtaan yi ñuy am suñu panel bi suñu groupe bi. Vraiment bon les gens ils sont positifs sur lui parce que bon il a été c'était vraiment un joueur qui était intéressant qui parce que su ma déggee foo koy gars yi di wax rek c'était un très grand footballeur. Tant mieux man bon aw ma chance nag gis ko mu football. mais xam naa ne dinañ organiser benn gala Kaolack. ñu xam nga. si loolu. gisante xam nga rek ma. loolu grand man mi maa koy organiser mais si panel bi gars yi bon su ma déggee gars yi li ñu wax rek ça veut dire qu'il était vraiment bon. Il était vraiment bon. Ça fait plaisir ça fait plaisir d'entendre quoi. Ndeysaan. C'est ça quoi. Ndeysaan. En plus c'est un gars qui est vraiment qui est vraiment sympa dans le panel quand je le vois parler bon avec tout le respect qu'il a envers les autres. C'est un plaisir. Waaw man c'est un plaisir de faire sa connaissance quoi. Merci beaucoup Salif. Merci beaucoup. non grand kontaan naa bu baax parce que en fait. yow dañ ñu teete lu may wax rek dañ la yàgg seetaan ngay football suñ demee ba bokk benn panel. di waxtaan ak yow nga ñuy conseiller ñiy kaf di ree aussi buñ footballee yéen am ngeen si part de responsabilité parce que en fait buñ toogee di seetaan Salif Keita muy football si télé bi donc di dugal ay bi nekk Salif Keita nekk Allemagne Salif Keita nekk Belgique Salif Keita nekk wër adduna bépp en tant que professionnel ñu koy seetaan tey ñu mën a nekk ak moom si benn panel di kaf di ree donc kooku nit ku modeste mënut a weesu loolu moo tax quel que soit problème lépp lu ñu mën def rek dañ leen siy xool dal donc di ñaan suñu borom dafa ñu sutura ba maanaam gisante bu amagut suñu borom kàttana ko yombal ko bañ bokk terrain comme ni ma ko ñàkkee bokk ak Bouba Diack ñu bokk yow terrain kooku plaisir la si ñun di kontaan bu baax ci dugg bi nga dugg grand di bég bu baax ñoo ko bokk non mais xam nga man d'abord yéen laay remercier d'abord parce que xam nga dañu ne mag bu yàggee si ay xale rek c'est que cër yi ko xale yi jox la parce que jox nañ ma vraiment la cëru mag moo tax nag ma yàgg si panel bi parce que bu nekkoon neneen bu ñaawoon wala may dégg ay yenn langage wala may dégg yenn comportement yi xam nga kon du ma fa yàgg si dëgg la mais soo gisee ma nekk ak ñoom di bëgg di nekk ak ñoom chaque fois soo amee dara bu am ma wax leen suma xalaat di waxtaan ak ñoom di kaf ak ñoom di ree ak ñoom c'est que cër bu ñu ma jox la ci ñoom la tamit claro dëgg la waaw kon nag man nag ñoom vraiment man ñoom laay remercier di leen ci gërëm quoi parce que vraiment c'est des jeunes yoo xam ne des jeunes frères yoo xam ne vraiment moi je peux que les encourager et les féliciter et les encourager à continuer en plus la famille du football c'est une grande famille benn famille la rek ñun ñëpp ñoo fort ndeysaan merci beaucoup grand Salif merci beaucoup ñoo ko bokk jërëjëf merci beaucoup ndeysaan mu nekk lu doy waar maanaam Salif Keita mi moom ak temps ñoo wax na jour bu jàgg ay DJ Okocha waaw ñooñu mbay ñooñu yaakaar naa ni képp kuy xale Tari Boys moo ko doon marqué Tari Boys moo nekk défenseur bu doon def blanc vert yi takk bopp bi waaw ñaari koñ ko kii mu nekk un grand défenseur ak défenseur camerounais bi nu mu tëddi défenseur Tari Boys bi def Cameroun bi damay fa mu oublier turam yooyu man soo ma ci laajee donc kon moom défenseur bu nekk boo marqué na ko boo jàpp ci man xam ok léegi mbay nga dem Dubaï ci naar yi ñaata temps nga def foofu noonu yàgg naar yi Dubaï def naa fa 4 mois Dubaï def naa fa 4 mois parce que en fait Dubaï ba ma fay dem dewuma fa pour defi test Dubaï dama fa demoon pour signer contrat donc histoire boo xam ne la donc su ma ko commencé développer fii mun naa am émission bi du àgg parce que pour ñu ko defoon émission kese loolu kese émission la woon mais nañ ko tënk foofu rek sangam yàlla may nañu ñu ngi fi pour le moment donc même si fekkee tamit génn nañ fi dem et puis comme lu booba wax rek boo ñu amee contact ak woo ñu fu ñu mënti nekk si Europe bi mun ñoo déplacé wu ñëw def émission si même jour bi jëlaat suñu vol demaat inchallah donc kon loolu histoire boo xam ne la donc Bouba Diack ak Salif Keita donc xam nañ si dara parce que bañ ma dalalee suñu panel bi donc ça fait une semaine la woon panel bi donc ñoom amoon nañ chance xam nañ histoire bi mais dama gis ba ma la waxee rek Dubaï dafa mel da nga xaw a changé que dafa garaaw xanaa si dafa changé parce que en fait Dubaï su ma koy wax sax souvent donc lu bari day métti si man en fait li tax muy bari si niveau nekk xale dem ba gis paquet bi nga xam ne paquet bi da nga war ñëw signé jël xaaj bépp yóbbu ko dund ko ak sa famille ak ñi nga war a dimbale donc nga dem ba loolu benn nit xañ na ko nit koo xam ne maanaam lu mu war a am rek moo ko si doy seetu ñun lu ñu ci war a am donc su ma si bëggee wax
day métti non déjà nañ bàyyi parce que maa ngi gis yaa ngi jooy je ne sais pas peut-être man personnellement après di nga ma ko expliquer parce que dama tudd Dubaï rek ndeysaan ñu ngi ciy jégalu yaa ngi jooy mu nekk lu metti peut-être kenn xamul la ci kaw loolu après Dubaï ci ban dëkk nga dem Norvège wala. non après Dubaï ñëw na boo jógee Dubaï ñëw na saa Sénégal continuer waat sama carrière sama championnat. après si laa dem kii du mu tëdd waay Tunisie si laa dem Tunisie après jóge Tunisie daal di ñëwaat Sénégal. dem Maroc. après ba ma jógee Maroc juste si lañ dem Cabral boobu noonu. Cabral ba ma fa jógee ak sama fracture. donc pour mu wax la ni football donc loo si wat am na doo ko am Omar Lo mu dugg léegi wax na ko. sama fracture laa wàccee si aéroport bi foofu la tubaab bi jëlee sama passeport pour bañ beneen agent jël sama passeport ma dem te ku damm xam nga ku damm apto pour football. mais si aéroport bi la jëlee sama passeport pour que na ma heure boo wéree. donc moo yóbbu la donc après juste ba ma wéree donc wéru ma sax ba may dem yàlla xam na parce que ba may dem Dubaï sama fracture bi mu ngi métti mais dama ko force ba may dem Norvège. mais dama ko forcer parce que en fait jour bu fekkee da nga opté pour football professionnel rek moo la ñor ak signé contrat. ma boole lu ma naqar lu ma neex dem ba ma demee aussi ak sama blessure bi ak moment boobu mu sedd su ku ne xam ne Norvège nu muy sedd. 2 jours laa fa entraîné am contact sama fracture bi kiiwaat. donc yënguwaat. et puis ma arrêté donc mu wéraat ma demaat Suède. dem Suède defaat fa beneen essai. donc la même chose mu yëngatuwaat. donc juste après si laa quitté woon foofu pour ñëwaat Italie. damm bi kon yàqal na lu bëri. non si yàq na sama carrière lu bëri parce que wérul woon bi dama ko doon forcé. moo tax te fekkoon Sénégal la sax du am benn impact bi mais sax nga Europe bi ak sedd bi moment boobu. donc moo taxoon donc pour mu ñëwaat dafa doon yomb. moment yooyu. ñu ngi nuyu sëñ Moussa Ba yaakaar naa ko wax sëñ Moussa yéen a bokk ndey ak baay mi ngi nekk Brésil mi ngi lay bàyyi xel. Ndeyanta Koné mi ngi jaajëfal ku ñu naan Alex Loum mi ngi kontaan di la jégalu di la nuyu bu baax. ci kaw loolu après nga xam ni am na ay gàllankoor yu nekk ci kii bi nga ëlbatiku jël sa yoonu bopp maanaam football bi nekk loo xam gàllankoor bu ndaw boo xam mi ngi ci peut-être damm bi ak yi nga xamante yeneen ak yeneen peut-être duñu am temps wax ko. léegi Mbaye Ndiaye lan la devenir jamono ji lan la nekk instant bi ci football. lu ma nekk si football mooy football moo mooy suul. moo lay suul football moo mooy suul donc tey en tant que joueur laa nekkoon mais léegi man nekkatuma en tant que joueur dama nekk en tant que connaisseur foot boo xam ne. donc mun naa nekk manager joueur. donc mun naa ubbi sama centre de formation. mun naa nekk tamit koo xam ne aussi di nga nekk benn conseil entraîneur wala. donc entraîneur moom dama ko def juste ni mais du sama philosophie boo xam ne bëgg naa ko. neexuma donc mun naa nekk koo xam ne dina nekk benn conseil joueur championnat yi fii koo xam ne dina ngeen dem déplacé wu dem Sénégal wala Afrique. pour ute leen ay joueurs. parce que en fait joueur man mënu ma nax. football joueur mënutuma nax. parce que am na lu ma si xam d'abord. mais tey en tant que Mbaye Ndiaye professionnel boo xam dafa nekk professionnel nekk joueur. donc kooku noonu courant. mais ba tey maa ngi si milieu foot bi. te grand Bouba dégg na lu may wax nii ak grand Salif souvent dinañ waxtaan suñ panel bi. si détails yooyu la ñu nekk. du ma ko bàyyi. maa ngi si nekk nag boole kaag nag sama yeneen business yoo xam ne. comme li ñuy wax rek kenn xamul fan la. on va essayer donc gauche à droite. ba koroog ñuy jéem a tënk lépp luñ mën ak luñ bëgg. donc teg ko sur la table. ci kaw loolu moom mu jëg yow en tant que connaisseur Mbaye noo gisee équipe nationale parce que man yow jot nañ ci waxtaan sànq liñ jot a waxtaan sax nga naan ma Sénégal mënul woon jël coupe d'Afrique bi ma mer la ci torop mais si ban tactique de jeu nga ko wax mooy fi final coupe d'Afrique bi passé lan moo tax noo gisee maanaam lu tax ñu ñàkk final coupe d'Afrique bi passé. ok kon ñu ngi si doon waxtaan dañ si waxtaan sax dañ si juñu man la. donc man xam nga ku si nekk mën nga waxee yow sa philosophie ak keneen nu mu koy déggee. donc seulement Algérie dañoo daje ñun match de poule suñ premier match mu dóor ñu 1-0 donc ñuy dem di dàqanteeg moom ba dajawaat ak moom final. psychologiquement. moom moo ñu gënoon a pare. Algérie moralement. parce que moo ñu gën a pare parce que boo xoolee joueur Algérie yooyu donc du ma ni kenn mus na si finalu Coupe d'Afrique du moment boobu du kenn également ak équipe bu Sénégal bi. mais boo xoolee korok match bi 90 minutes. Sénégal moo dominé match bi. bu si arbitre ñi arbitre bi yokk na si 10 minutes arbitre def 5 minutes. korok nee naa sax mun naa bu fekkoon 10 minutes boobu arbitre def ko si Sénégal mun na égaliser. mais korok après boo xoolee 15 dernières minutes yi. Sénégal seen ligne yëpp dafa daggoon. li ñu Sénégal yi. lépp dafa daggoon. boo xoolee ku si nekk rek moment boobu ligne d'attaque bi ku nekk buur nga jël sa responsabilité mu ngi yaay gagné match bi moment boobu nag collectivement
et Sénégal fa la ñu waroon a essayer et garder ballon bi bouger gauche droite essayer bañ a yàkkamti xam nga bu fekkee damaa bëgg a dugal bii équipe boo xam ne défensivement dañoo regrouper am 3 lignes. amatul kenn koo xam ne si génn nga ba dem si ligne médiane Sénégal bi. deuxième ligne Algérie bi. joueurs yi Algérie yëpp ñu ngi foofu. équipe bu Sénégal bi joueurs yi Sénégal ligne ñoom ñëpp ñu ngi fi kon jàppal 21 joueurs yëpp ñoo nga fa góolu Sénégal rek moo def fee. donc te amuñu woon habitude di football comme Barcelone xam nga Barcelone souvent buy football sax. donc da nga gis équipe bi yëpp dañuy taxaw. mais ñoom yàkkamtuñ dañuy demander gauche droite dañuy dugg profondeur génn mais si essayer mais ñun amuñu woon korok Sénégal loolu. sûrement loolu moo taxoon ma ni la man amoon yaakaar Sénégal perte match boobu. parce que tey mun nañoo wax rek Sénégal ligne par ligne mun na man Algérie mais collectivement Sénégal mënu woon Algérie tactiquement aussi Algérie tactiquement Sénégal mënu ko woon a dominer wala mu baajo ko ci côté gauche wala droite. donc man loolu laa jàngat ci match boobu. moo tax ma ni man Sénégal gisuma woon mu gagné donc Sénégal nag fu mu woon a gagné mooy bañoon a teel a jël bii boobu. ñuy football Algérie bëgg ko Sénégal bëgg ko Algérie dina génn parce que mënut a football final 90 minutes ne day défendre Sénégal parce que football ay moment la Algérie dina sem ay moment Sénégal dina sem ay moment mais Sénégal heure bu amee moment fekk équipe bu Algérie di génn là boobaa Sénégal mun na gagner match facilement mais quand on nag c'est Algérie mën na ko xaw ma 2 minutes de jeu donc def défense regroupée Sénégal buñ ko dugal bi donc moom yaakaaruma ko woon. donc loolu moo taxoon man la man gisuma ko woon si côté tactique. foofu laa doon waxee. côté tactique laa doon waxee. mais nag peut-être Sénégal fekkoon amoon na peut-être entraîneur boo xam ne xaw ma. parce que xaw ma entraîneur bi lu mu leen di wax. maanaam yow entraîneur bi rafetlu woo. non non ñu jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum. asalaamaaleykum. sëñ bi na nga def. waaw sëñ bi maa ngi fay na ngeen def waay. waaw yow la kan. man la Issa Ndiaye Sène copain invité bi. ok kooku sama copain kooku mooy sama arrière droit ASC Saloum Issa Ndiaye Sène. waaw ñu ngi lay jaar sama waa jooju. waaw sëñ Babacar. ñu ngi lay ziar Issa kontaan naa bu baax ñu ngi kontaan bu baax ñu ngi kontaan bu baax invitation bi la invité tey. non maa la gën a kontaan copain. waaw. kii mooy sama arrière droit ASC Saloum. ngeen gën a vraiment suñu fierté nga suñu fierté régional. non yow da ngaa baax. waaw suñu fierté régional nga saa waaye suñu international bi. ndeysaan ndeysaan. waaw ñu ngi kontaan trop borom baax nga. Issa. waaw man dama bëgg a yow première division bëgg a yow équipe ba pare bëgg a yow benn chambre chaque match ñooy bokk chambre. dëgg la wér na. nga nekk nit ku baax. waaw colère googu boobu léegi yaa ngi koy dox di ko wax. ah te changé woo ko. te doomu aadama day changé te mosoo changé. na nga ba ma la xamee avant international noonu nga mel ba nga nekkee international. ndeysaan dëgg la. te loolu dafa jafe. te copain yaa ngi ne àndal ñoom ngay àndal boobu léegi. mais colère dafa jafe te yow ko am colère nga. ndeysaan Issa. kon su ma déggee nag ñu invité leen nii mënu ma ñàkk a dugg. ndeysaan. dama bàyyi suma commande bi dama bàyyi suma liggéey bi yëpp dugg nii laal wax suma waa ji ne ko suma waa ji mukk ñu ma bàyyi émission mu jàll. ndeysaan. waaw parce que borom baax nga nit ku baax nga ku oyof mbay. oyof. kaf ree rek lañ nga xam ne di reetaan di kaf. ndeysaan. waaw yéen a baax. loolu dafa jafe mënoon nga wane ne man léegi maa ngi équipe nationale ñëw di ñu ko jaay wala di ñu ko woon. mais mosoo ko def. ndeysaan. yaa da nga dem équipe nationale ñëw woon ñu carrément ne lii jombul leen yéen ñëpp mu ngeen fa dem. ndeysaan. parce que tey su ma fa demee yàlla ak yéen la. ndeysaan dëgg la ndeysaan. te loolu dafa jafe. ndeysaan. waaw yéen na. mbay ku baax nga di la ñaanal yàlla yaa xam ne nga bëgg ci baax yàlla na ko yàlla defal. amiin yàlla boole Issa yàlla nañu ko boole ndeysaan. ni ku baax a ngi nii. waaw ak képp ku nekk foofu nekk Espagne nekk sénégalais. man ñu ngi lañ nekk africain ñu ngi ñaan yàlla la fi indi yàlla sëccil ko ba mu sëccee jàmm ak salaam. amiin Issa del si njaboot. ndeysaan amiin copain amiin fils amiin. kontaan naa booy aw ma sa mooy fi ne nii pour wax. non maa la gën a kontaan sama xol moo sedd. lu nekk si yow ngay wax nii yaa ma gën fopp yàlla xam na ko ni ku modeste ni ku baax la. parce que du wax mukk sama tur international rek lay wax. te loolu quelque chose boo xam ne daf ma neex quoi. te donc fekkoon nit ku soxor la rek du ko wax. parce que di wax sa baaxu morom. donc wàññi sa baax dara. parce que talent bu mu am. moom bu ko raw am na ko. chance la rek. mais man awma talent bu tax ma dem équipe nationale que moom mu ëpp na ko talent fop am na talent bu ko fop. jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax merci beaucoup. waaw merci waa gars yi kontaan naa trop mënu ma woon ñàkk a dugg quoi parce que suma xol moo fees fi mu ne nii quoi. ndeysaan merci copain nekkal ci jàmm. jërëjëf ndeysaan jërëjëf fi may kii bëgguma mu rëcc ma kon mbay yow ci sa gis-gis que Sénégal entraîneur bi mu yor yow satisfaire la. mu nekk yaakaar na Aliou Cissé la. non seulement foofu lañ doon daanale c'est pas que entraîneur bi man satisfaire ma mais Sénégal équipe bu mu yor war nañu am entraîneur bu méngoog équipe bi
waxuma ànd Aliou Cissé baaxul de. Aliou Cissé baax na. mais ku si ne ak li nga méngool Sénégal équipe bu mu am. war naa am niveau entraîneur bu toll ni moom. ok kooku dis nañu permettre ñun suñu équipe bi. talent bu ñu am nii donc mun nañoo am dara. xam nga image yu équipe entraîneur bu taxee si banc de touche am. caractère entraîneur image bi équipe boobu noonu image boobu lay am man su ma nekkee entraîneur taxaw rek nekk ni ku yor croiser les bras nii donc équipe bi mun naa am image yu fo boobu jeu boobu Aliou Cissé am nit ku am fulla la nit ñi respecté nañ ko. donc boo xoolee joueurs yi tamit bu ñu foon nga xam ne kii respecté nañ entraîneur bi mais xam-xam bi. xam-xam bi. mun na améliorer mun nañu am beneen xam-xam boo xam ne entraîneur boo xam ne bu ko ëpp xam-xam boo xam ne. équipe bi dinañ si mun a profité ñun am si dara bala ñoo mel ni ñun. voilà kon maanaam ëllëgu Sénégal ñun ñëpp bëgg ko am nga yaakaar que ni ñun danañ jëli ji ko parce que man moom amatuma ci yaakaar Mbaye. non mun nañoo jëli ko parce que. lan mooy inconvénient mooy li nga mujj daaneel. problème entraîneur la. parce que su ma yaakaaree ñun ay internationaux rek la ñu yor parce que ñun li ñu yóbbu Coupe d'Afrique su ma juumul wala su ma xamul football nga wax ma man de pour man sax mënoon nañoo jël coupe du monde. non mun nañoo jël lu ne gi nga Salif Keita mu dugg nii ak Bouba Diack. waaw donc ñu ngi am li ñuy liggéey suuf. ok am nañ ay diplôme entraîneur. xam nga ba pare Salif Keita xam-xam bi si moom. ak fa mu jaar. ak la mu dund. kooku noonu lu raw équipe nationale mun nañ ko jox. donc mais day doon loo xam ne souvent. du ma ni Aliou Cissé fréquenté na ko en tant que joueur. man ak moom ñi nekk équipe nationale. mu nekk capitaine équipe nationale ma fréquenté ko. xam naa ni caractère bu mu am nii noonu la ma am parce que man waxuma ak moom. ba fu may waxee nii waxu ma wax. musu leen wax musuñu wax parce que caractère bi muy dégager nii. noonu la mus a dégager si équipe nationale bi. ah noonu la mel la vérité noonu la mel. mais caractère rek du taxu ñu nekk yaay entraîneur. entraîneur dem ay facteurs yu bari yoo xam ne war na si am. ay facteurs voilà parce que tey équipe tey dina am lu mu indi yow nga préparé man lii laa yóbbu. nga ñëw kii préparé loolu. nga mënoo ko dugal wala yow li nga bëgg mënoo ko am il faut nga changer beneen système pour contrer war ko pour am li nga bëgg voilà foofu laay waxee mais nag si fekkee ni donc Sénégal moom Aliou Cissé pour le moment. Sénégal amul lu ñu koy reprocher parce que yóbbu na leen Coupe d'Afrique. yóbbu na leen Coupe du monde du moins. génne leen deuxième tour yóbbu na leen Coupe d'Afrique yóbbu na leen finale donc mu ngi nekkaat nii pour yóbbuwaat équipe bi de Coupe d'Afrique. essayé waat pour yóbbu leen coupe du monde kooku mënoo ko. mais selon toi est-ce que kon du njuumte ba tey ñu bàyyi ko ci bopp équipe nationale bi mu demaat. waaw parce que équipe nationale ñi fa nekk nii xam nañ ku si ne talent bi nga am comme yow ni nga xamee joueur Sénégal seen talent bu ñu am rek xam nga man du ma entraîneur mais xam naa football dara tey équipe bu taxaw di football dinaa xam ban système lay football équipe buy taxaw di football dinaa jàpp man sama xam-xam bu ma yàlla may est-ce que kii bu contrer nii wala bu defee changement bi wala joueur bi bu génnee kii dugg est-ce que lu ñu bëgg noonu est-ce que duñ ko am xam nga loolu xam naa ko. mais am na ñoo xam ne ay amateurs lañ dañuy seetaan football nii rek xamuñ si dara mais Bouba Diack su may toog nii xam na lu may wax fi ñu toll lu may wax ne am na lu ma si mën a rectifier grand saay la même chose. buñ seetaanee du football su ma waxee dina xam ne lii am na moom tam bu waxee dina xam ne lii am na mais est-ce que ku si nekk niñ koy càmbatee am na lu gën a baax xam nga dina am lu gën a baax. lu gën a baax loolu su ko defoo moom la ñuy jël. loolu mooy wax mais Aliou Cissé du ma ni amul talent am na talent parce que am na ay diplôme Sénégal équipe nationale ko amul ay diplôme duñ ñu ko jox. parce que diplôme léegi kuy liggéey sax te amoo diplôme duñ la jël. parce que diplôme bi moo lay permettre yow nga am nga accès pour àgg fële. am na diplôme yi. mais diplôme kese. taxul yow nga man lépp. da ngay am diplôme ba pare boole si say yeneen bagage yoo xam ne si yaa koy xamal sa bopp. voilà. ndeysaan Mbaye lan mooy sa projet ci football surtout ma Kaolack gi nga xamante ni grand Salif Keita mi ngi koy wax nee na bëgg nañu organiser benn match de gala boo xam internationaux yëpp Kaolack lay daal di doon ndax loolu war na mën a nekk yéen ñi nekk bitim réew yëpp ngeen daje un jour benn Sénégal ngeen football benn match bu rëy ñu xam ni internationaux yi wàññeeku nañ toog nañ def nañ benn match de gala. lan moo ci sax waaw loolu ñu ngi si doon liggéey signé panel bi. Bouba Diack wax na ko léegi parce que Bouba Diack moo ko sax demandé woon. pour que ñu jéem a essayer benn vacance boo xam ne dañuy am sens daje Sénégal. donc international yi ñoom El Hadj Diouf ñoom Fadiga ku mel ni grand Salif. donc ak les autres. ñu dajale Kaolack. def benn match de gala foofu. buñ paree daal di def benn soirée gala. donc li si mënti génn loolu yëpp. ñu def ko benn ndimbal boo xam ne dinañ mën a dimbale Popenguine bu nekk Kaolack. ak football Kaolack yi nga xam ne ASC Saloum moo fa nekk ak ASC donc jamono. ak Tandem. nga xam ne am nañ problème mu finance ba pare équipe bi yëpp 3e division lañ nekk. équipe bu dëkk bu Kilonton Kaolack amatoo équipe sax 2e division. donc su ma juumut ne amatul talent bi amatul joueur yi. donc ñu ngi doon essayer si loolu. ñu jël ki ci ligne bi allo. salaamaaleykum.
ok ñu jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. DJ Ouz na nga def. Khady Thiam Kaolack Ndangaan. waaw borom Passoir na nga def. ndeysaan waxal ak mbay wul Khady Thiam. si kooku sama jigéen la Khady. ñun ñoo xew la tey si Italie de moo tax ma dugg. Khady kooku sama jigéen la. ñun waa Passoir waa ASC Melax ñoo xewle de suñu star nga invité. bilaay walaay. ndeysaan. waaw Mbaye na nga def. maa ngi jaar Khady maa ngi lay jaar bu baax maa ngi lay jaar bu baax. sama jigéen bopp la jéeri mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bu baax kooku sama jigéen la. kontaan nañ macha allah ñu ngi lay ziare. maa lay gën a kontaan Khady maa lay gën a kontaan. waaw yow moom sunu yëf nga moom. yow moom Passoir nga bokk képp ku yow fierté kaw la ko waaye yëpp nga. dëgg la Khady dëgg la. macha allah. ndeysaan def nga fi liggéey bu mucc ayib macha allah. xale yi mujj a judd sax. kuñ tudd sa tur xam na li nga fi liggéey macha allah. ndeysaan te nag li ñu gën a neex mooy oyof gi ak baax gi ak xol bu rafet bi. waaw doo romb kenn ba jaay ko benn maanaa. te dem nga fu ne yéeg nga avion dem nga fu ne. ku dem ba équipe nationale xam nga ne bu la neexoon boo ñëwee xeeb waa koñ wala dara. dëgg la ni ko ñeneen ak ñeneen di defee waaye yow doxee woo noonu bopp la jéeri. ndeysaan. waaw maa lay ñaanal rek. gudd fan ak wér nga yeggale sa carrière jàmm ak salaam. amiin man vraiment mënuma wax si yow parce que li ñëpp wax rek laay wax si yow. yëgoo sa bopp tiitaroo rëyoo fii amoo fee kenn sens interdit te bu ma fi yàggee Passoir gii. mosuma dégg ñu ne yaa fi def lii wala yaa fi def laa. macha allah kafre ku la gis. macha allah si taar ba sa bëñ lay njëkk a gis. ndeysaan ku la neexoon na nga jaay maanaa tiitaru nag du dëgg. dëgg la waaye loolu doxee woo loolu defoo loolu. ndeysaan macha allah ñu ngi lay ñaanal carrière jàmm ak salaam sedd guy ni ndoxum galaas. amiin Khady waaw yaa xam fi nga bëgg a yegg yàlla na fa suñu borom yeggale. amiin su barke sëñ yaakaar. amiin maa la gën a kontaan amiin gii nga xam ne nga bokk ma ñëw fekkale si ASC Melax macha allah ñu lay ñaanal carrière bu sedd guy léegi sa xool yaa ko xam yàlla na suñu borom taxaw sàmm la guddal sa fan nga yeggale sa sago. ndeysaan amiin jërëjëf maa la gën a kontaan jërëjëf Khady merci beaucoup jërëjëf sama chéri kontaan naa jërëjëf merci moon bañ a dugg sax mais yaa ma ko jaral dama dagg li ma doon def léegi na xaaral ma dem balaa sama chéri bi di pare macha allah li ma la waxal lépp sa suma ko lépp sa jikko la yaa ko def yaa ko wane parce que Passoir yàgg naa seen loxo te qualité yi ma wax si yow yëpp moo ne si yow amul leen lu ma yemal mosuma dégg ñu ne kay atte ko mu ngi xeex te yàgg naa seen biir sama doom yi fi juddoo ay magum jëmmalañ mosuma dégg ñu ne yaa fi jël lii wala yaa fi def laa du dëgg kon su ma la invité foofu si Italie nga xam ne monde entier ñëpp a ngi déglu li ma xam si yow dinaa ko témoin man de gisuma ko te xaw ma ko si yow te li ma gën a neex si yow mooy sa oyof fonk doomu aadama te loolu moom lañ fa xam ne amul prix ndax boo mayee nit ki milliard te fonk ko moo zéro ñoo yem mais koo gis di nga ko respectueusement kaf ak moom ree ak moom jàmm moom te star nga nag Mbaye star nga yéen avion yéegati avion di ko dem ba équipe nationale bu la neexoon nga jóg aj say mbagg boo rombee nit ñi doo leen sax lijjanti mais macha allah loolu yëpp newul si waxee woo ko merci Khady bi daal sama xol dafa yeggale sa sal jërëjëf Khady merci beaucoup jërëjëf mu nekk waa Kaolack Ndangaan kooku di sa jigéen yaakaar naa ni sax kooku sax sama carrière dama ko def seen kër parce que jëkkëram nekk magu rakk jëkkëram mooy raxu ku ne xam na ko Kaolack nekk arrière gauche ASC Melax nekk arrière gauche ASC Saloum nekk arrière gauche international aussi kooku bu fekkee dafa ñëw jabaram moo dugg kooku satisfaction lay am et puis lu wax seen kër laa yaroo donc ba may fréquenter raxu boobu juste lay doog a sëy si foofu sa kër ga donc doom yëpp sama kanam lañ juddoo ñu nekk famille boo xam ne man dama leen estimer trop nawloo leen ngir seen yaay donc di ñaan yàlla dafa ko tawfeex tam fekk lépp bàkki Seexul Xadim kontaan naa baax ka Khady merci di jaajëfal Fall Lamzo Serigne Moussa Ba Ana Gueye ci kër gi la nekk di journaliste nee na mi ngi naan amin te ñu ngi lay souhaiter li nga xam mooy loolu am na ko bind nee na moom ASC Mbossé yaakaar naa ne boobu ñun xamaguñ dara Mbossé du Saloum moo remplacé Mbossé ak Salin ok ci kaw loolu yaa ngi doon wax lu am solo lan mooy parce que ñu bëri dañuy foog ni joueur international loolu yaakaar naa yéen ñëpp la parce que man El Hadj Diouf daje naa ak moom Dakar ni ko nit ñi doon xalaate melul noonu lu ci bëri si joueur foog naa loolu amul ci moom yéen bokku leen ak artiste waykat yi yéen da ngeen gaaw loolu pour lan la maanaam xanaa sport bi mooy def loolu non pour El Hadj Diouf lu ma xam si moom rek laa wax man du ma wax lu ma xamul si nit bañ dajee première sélection bu ñu woo A'. équipe nationale A bi ak équipe nationale B locale bu nekk Sénégal bañ ñëwee nekk fa une semaine football ak ñoom ñaari match amical bañ ñëwee suba la ñuy libéré ñibbi moom moo dugg porte par porte néeg bu nekk joueur bu nekk mu ne leen jox leen ñu xaalis ñu jox ko booy yi suñ may yuñ soloon bañ paree ni ñu dañ koy nangu moo ne ni moom si boppam El Hadj Diouf
ñii bu ñu demee seen koñ lan mooy firnde que ñoom équipe nationale lañ jógee. ndeysaan jox leen jox maillots yi jox leen loisirs yi jox leen ay sac ak ay dàll Puma comme ça bu ñu demee seen koñ. loolu moom gis naa ko ndax blouson boobu daan naa ko sol man mi allo wul ko ci lii wul ko allo salaamaaleykum. allo. allo oui. waaw sëñ bi na nga def ak foo ñuy woowee ñu gaaw. parce que émission bi jeex na yaa ñuy dégg. maa lay dégg man la Prince Kevin. Dame Matar Dem yow yaakaar naa ne suba yow la ñuy dalal ci rajo bi incha allah ci wàllu football yow tamit. waaye incha allah. waaw Prince yow sa entraîneur mi ngi nii sa coach lan la def ci yow sa coach lu mu def ci yow. mais. allo yaakaar na problème connexion la ok ñu bàyyi ko mu stable tuuti ki yaakaar naa yow yaa ko coaché yooyu yor nga ko ci équipe bu melax te yaakaar naa ñoom jël nañ ko ma bàyyi la nga ñëw ci El Hadj Diouf le temps que kii bi di stable encore nga ni maanaam li ma doon wax loolu dama ko seetlu si jour yëpp du yow rek maanaam li nga xamante ni mooy seen oyof loolu xanaa sport bi ngeen di def moom moo tax que yéen fu ngeen def da ngeen di nekk ci biir nit ñi loolu moom man du ma toog fii di wax day mel que ni li ma la xam moo tax te du yow rek te Bouba Diack noonu la meloon ki nga xamante tamit maître El Hadj Diouf footballeur man daaw laa ko gis mu sol xaftaanam ñu daje ci li nga xam mooy Masaalikul Jinaan ba ma ko séenee dama foogoon dina jaay affaire waaye kenn gënu ko doon taalibe dafa nekk koo xam dafa toog moom sax moo lay wut si moom soo ko xoolee rek dalay may kanam goo xam da ngay ñëw ci moom nga doon àggali loolu ci moom. waaw xam nga da nga dégg léegi grand Salif Keita mu ni monde sport famille lañ. donc tey boo xamul nit ki rek lu ne nga koy wax mais sportif boo toogal. xam ne sportif kenn gënu ko tey sportif star la. tey kuy def. football wala nga nekk musicien nit ñi di la seetaan kooku star nga nit ñi nga man ko wala nga bañ kaa man nit ñi xam nañ la te doo si gis kenn nag ba mu won la ko wala mu dund ko ak yow ñu jéem a jëlaat sa jour bi allo Matar allo waaw maa ñëwaat ok Mbaye mi ngi lay dégg waaye je voulais juste dire rek que ni moom dafa nekk coach boo xamante ni moom sax xam na ñu ne ko moom dañoo yàgg faar dama koy xoolee benn coach boo xamante ne comme Jürgen Klopp dafa am ak affinité ak ay jouram day kaf ak ñoom reetaan di les conseiller surtout maanaam moom dañuy déggante lu bëri sax moom xam na man xam naa en dehors du football dañuy déggante waxtaan mu may conseiller ci lu bëri donc di wax ne que nit ku baax la nit koo xamante ne dafa wàcc boppam surtout parce que mënoon na ne ñii samay joueurs kese lañ jab naa fii non mais en dehors du foot da lay conseil bu la gisee ngay def naka su dul noonu mu wol ne la joueur ni nga war a mel ni nga comporté woo mooy loolu li ma mën a wax daal mooy nit ku baax la di ko ñaan yàlla defal ko jàmm li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal waaw maanaam moom ñoo fa mais benn affaire moom dafa am nag star bi mu doonoon maa jël bàyyi ren bi loolu lay bañ a dégg man maa fi star bi léegi merci beaucoup Matar yow dina wax Adama inshallah merci beaucoup ndeysaan nee na moom stade bi nga yoroon moom moo ko jël non ñi nekkuñu samay joueur kese ñi samay xarit lañ ñu samay xarit lañ en fait ñu jël dernier appel bi su ko defee après ñu tëj émission bi allo salaamaaleykum oui salaamaaleykum waaw sëñ bi na nga def waaw kooku la Ousmane kooku la Baye Moussa man la sëñ Moussa Brésil mais sa ndara day naqari naa jota waaw affaire bi moo xat rek waaw man maa woote woon nii mais mënuma jot quoi mu ne xaaral mais n'est-ce pas bi mooy numéro rajo bi waaw bi yaa ngi en direct instant bi maa ngi en direct waaw sama bàyyi ni ma bàyyi après wala jarul may coupé non waxal sa waay wax lu rafet sa waay rek ok waxal ñëpp a ngi lay dégg maa lay dégg waaw maa leen di ziare ñëpp naka yi tey di ziar sa sëñ Tuubaa di ziar sama grand Mbaye di ziar Ousmane sama père maa ngi ziar sama gars yëpp aussi di kontaan tey si invitation bi quoi waaw ñu kontaan ci invitation bi sama grand frère Mbaye maa la gën a kontaan maa leen di ziar baax a baax macha allah kontaan nañ baax
ok su Eko Moussa kon ñu bàyyi la xam naa décalage bi dafa mel ni décalage bu muy déglu dafay daw moom kooku yaakaar naa ni kenn du ko présenté yéen a bokk ndey ak baay sarak la nekk foofu noonu ñu ngi koy jaajëfal mu nekk lu rëy ci man di kontaan ci moom di ko dafa mel ni mi ngi dellusiwaat ok allo Moussa. waaw maa lay ziar Mbaye wax dëgg yàlla Ousmane tey moom dama invité sama grand sama xarit. waaw koo xam ne moom wax dëgg yàlla mënumaa wax si moom quoi wax dëgg yàlla parce que tey su ma demee ba toll fu ma toll nii à cause de moom moo tax. waaw parce que seetaanu ma quoi wax dëgg yàlla fu ma mën a nekk si àdduna même ba muy nekk Sénégal sax fu ma mën a nekk si àdduna su ma ko ooyee daf may wax conseil daf may jàppale si bay kon di fekkee ni ko invité tey waxuma day mel dama soxor quoi. waaw di grand bu baax nag grand bu am yërmande ci rakam parce que man du ma. allo. waaw xam naa ni parce que dafay déglu wàllu Facebook ndax Facebook bi dafay tardé Mbaye ñu jël ma jël beneen dernier appel ñu tëj émission bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi yow la kan ak foo may woowee ñu def dernier appel bi. Aliou Diallo tam maa ngi xaw. kii yaakaar naa ni sa doom la Aliou Diallo. sama jarbaat la sa jarbaat la Aliou na nga def. waaw sant rek. alhamdulilah. waaw maa ngi nuyu soxna yaay wax dëgg naa émission bi dëgg yàlla. waaw xam naa rek ay boole saa ñu ci bërëm ci fubalam. mais tey gën naa xam ko kan mooy sama nijaay. kon sama xol sérieux loolu trop sama moom sama jàng dafa sant bu bëree bëri. ndeysaan. ko ñaan jàmm lu mu bëgg ci àdduna moo xam nga nag laa dafa dara. amiin dañ naan uur bu waxee ci bëy bu feebar dañ naan ber baa tax. parce que sama mbokk la moom sax ngay ñoo bokk. mais moom grand bu baax la grand bu amul benn problème. moom amul heure boo woo dëgg télé bi heure boo mënti woo mu jël la ko. ak boo soxlaa conseil mu conseil la amul benn problème borom baax la da ko ñaan jàmm ak salaam rek. amiin waaw da ko jaar baax a baax am benn question bu ma koy laaj. après ñoom seen génération kon génération ñoom Amadou ñooñu. ban booy bi ci yoo xam ne war naa am dara ci football kon moom fu mu àgg ci kaw la. te amu ko ban booy dafa wala ñaata booy ñoo am loolu noonu loolu daal bëgg naa ko laaj. incha allah dañ la tontu din la tontu léegi. nga jaar baax jërëjëf mi ngi lay dégg jërëjëf Aliou sëñ Moussa moom baana nee na jour yi nekk Kaolack booy yi nga xam ay booy yu ndaw dañ nekk foofu noonu Kaolack comme ku ci mel ne ay déggoo wala nen yan booy nga ci xaw a gis ci avenir. non bari na booy am avenir Kaolack actuellement bari na xam nga en fait football. lu may faral di wax rek jeune talent yi. bari na mais dañoo amatut ay conseil xam nga bu njëkk football. il faut ngay déglu. xam nga wax naa ko fi léegi ci début bi man ba muy football. man maa bootoon melax man xam naa ko. mais ñi nga xam ne ñoo nekk dirigeant melax wala ñi nga xam ne ñoo jege équipe bi nekk samay entraîneur. musuma football ba pare. génn xool leen am ci ñoom satisfaction. parfois dama naan est-ce que ñii sax bëgg nañ ma. mais dañ koy def juste rek parce que lu Issa Ndiaye seen wax léegi rek bëgguñu rek moo yëkkati sa mooy mbagg. parce que nit su fekkee daa am loo bëgg. donc am na foo war a yëkkatee sa mbagg. mais bu fekkee da nga nekk tëb rek du jour nga. léegi comme jour yi ne temps sol naa kilote sol t-shirt dox naa si bedd mi xale yu jigéen yi xam nga bëgg nañ ne gauche droite. damaa war a def nii rek laa su boobaa xam nga da ngay beesewaat. da ngay daanu te moment bi dafa bari trop façon yi mel noonu. talent bi ma nga fa. parce que am nañ sax daal lii baax na. terrain bi melul woon ñun ba ñuy fubal terrain bi kay amul woon terrain du synthétique. suuf la woon. terrain yi baax na. daal yi baax na. équipement yi tey la gën a yomb. talent baa nga fa li tax joueurs yi mënuñoo dem parce que amuñuy conseil une deux rek maintenant nen nii donc damaa war a nekk au sommet. parce que au sommet boobu dafa teel. loolu moo tax tamit di sóoraale sa bopp bañ topp maanaam comme ni nga ko waxee sànq jigéen ñeeg ak li nga xamante ni kii bi loolu baaxul ci sportif je pense. non baaxul si xam nga Ousmane. su ma ko waxee sax nit ñi duñ ko gëm. donc korok dañu am ko ma woo yàlla xam na ko billaahi wallaahi taala mu ni ma. damaa dégg ni passoire yëpp say gel lañ woon. temps yi mooy football. ma ne ko loolu yàgg naa kaa dégg mais yàlla xam na ni passoire yëpp mosuma see seq benn jigéen boo xam ne sama gel la. ñoom ñëpp nag samay xarit lañ. say fans lañ samay jigéen la ñoom ñëpp. mais amul ku mën a taxaw passoire après football bi nag. ba ma footballutee ba pare. am laa mën na nekk. mais moment bu may football. amul ku mën a taxaw
konteel ma ay gel amoon naa benn am naa benn gel mais comme ni ko nit ñi defee am fii gel am fii gel secteur bi nga am fa gel kenn laa amoon mais ba ma bàyyee football na footballu ma donc am naa jabar su ma neexee mun naa aw gauche wala droite mais ba may football yàlla xam na ni boobu bëggoon naa te garder sama carrière loolu moo ma permettre woon loolu nekkuma si woon waaw léegi nag bàyyi léegi sax la am fit mais ba may football sax ñemu moon sax fat jigéen ñi fa parce que da nga doon ba ragal ñu yàq sa carrière non dama amul sa fi sax dem nag jigéen xanaa nga ñëw ba si man mais comme ma am fit nii rek ñëw sax defuma ko woon te moment boobu jigéen ñi aussi tamit duñ ñëw si góor naa ko dama laa bëgg ak yooyu effectivement voilà loolu moo newoon problème bi effectivement Mbaye lan mooy say kàddu yu mujj ci émission bi ak kan ngay sant bon sama kàddu yu mujj di gërëm prince bu mujjee dugg ndeysaan donc kooku sama frère la ñoom waa melax yooyu yëpp donc comme li mu wax rek ñoom ñoo ma defoon idole donc nit boo fekkee da nga koy yor lu am solo laa lay wax nga entraîneur il faut que say joueur bëgg la bu ñu nekkee si terrain bi suñ la xoolee sax ñoom mun nañu dañuy bañ a perte ngir yow parce que dañ lay ñeewante ñoom foofu lañ tolloo ak man di ma fréquenter ñuy xamante lu bari mel ne ñu ma bokkal ndey ak baay dunduñu football dama si defaloo nit loo xam ne sax xam naa ni lii doo ko def waroo ko def mais da nga koy def ngir que sa avantage la parce que damay dégg souvent sax dama leen a football loo 5-3-2 benn match déggoo la woon sax mel ak déggoo donc ñu entraîné ko pendant 1 mois 5-3-2 ñoom seen bopp ba ma ko njëkkee def sax dañu ne Mbaye Ndiaye mi dafay créer quoi kii moom affaire star lay jaay du dem mais dañ ko commencé def ñu si football ay match amical chaque 2 jours ma def si match amical dañoo dem ba ñu koy football sax tubaab bi footballé wuñ ko match contre déggoo boobu année boobu ñu ñoo jël journal bi 3-5-2 boobu ñu nangu te du système boo xam ne jour neex na see adapté donc ñun nangul ma trop di ko sant di gërëm di sant Khady Thiam mu dugg grand Salif Bouba Diak Omar Lo Dame Niass Sëñ Moussa donc Baye Mbaye Japon Bouba Niang mi ngi lay déglu Bouba Niang maa ngi koy nuyu aussi Issa Ndiaye Sène maa ngi lay nuyu Khady Thiam aussi kasaalika di la nuyu baax sama jigéen boobu donc di nuyu ñëpp di wax ni que kontaan naa baax aussi tamit Ousmane le fait que ma kontaan di nuyu aussi Omar Lo donc di ko nuyu baax li tax ma kontaan mooy dama la fekk ci studio bi vraiment lii dama bëgg nga yenu ko yóbbu ko Sénégal merci beaucoup lii dama bëgg nga yóbbu ko Sénégal parce que en fait studio miin naa ko man dugg naa studio bu nekk mais ba mu duggee fii wax dëgg yàlla xam naa ni donc yaa ngi liggéey donc lii boo ko yóbboo Sénégal indi ko Kaolack nga xam ne ñun fa lañ dëkk te su ma sañee lu baax lu nekk Kaolack lay nekk donc lii boo ko indee Kaolack waa Kaolack dinañ kontaan trop te ku la fekk fii tamit xam ne wax dëgg yàlla foowoo yàqoo sa bopp yaa ngi liggéey wax naa la ko démb dama koy waxaat fii si rajo bi parce que man ku bëgg lu baax laa dañ koy wax sax damaa bëri tiitar damaa bëgg àdduna bëgguma àdduna bëruma tiitar mais bëgg lu baax si jàmm yàlla la bokk te nit ku la fekk fii xam ne wax dëgg yàlla ni ma la fekkee am naa satisfaction si yow bien vrai que nag mbokk lañ donc ñu tuddale sama papa mais taxut man ak yow ñuy naxante naxantooñ tey su fekkee ni dama la fekk nga nekk beneen nit soo ma invité sa émission du ma si ñëw mais ba mu ñëwee aussi fekk la fii kontaan naa di nuyu sa jabar Awa di nuyu sa doom yu ma fekk ñu nekk ay xale yu am respect donc ba mu ñëwee ñu teg ma ci salle d'attente bi donc di ma teral di ma jox ay café façon ji bu ne indi nañ ma ko di nuyu aussi sa adjoint yi nekk fii ak sa secrétaire bi di wax ni wax dëgg yàlla ñooñu ñëpp budget boo xam ne da nga leen di génne di leen fay par mois te si fii lay génne di wax ni donc yàquloo sa bopp te yal na yàlla def mu dem ba nekk télé yow si kaw sa kanam si lu baax di sant ñëpp ndax rajo bi Kaolack la dëkk waaye yow yaa ngi ci biir ndax lépp luy war a jëm Kaolack war ci taxaw ku ci mel ni yow di ci woo ñoom Bouba Diak Bouba Diak na loxom mi ngi ci biir parce que c'est pour la fierté des Kaolackois les joueurs internationaux Bouba Diak ci boppam maa ngi xool nu may defee tout invité ko mu toog fii parce que wax na ko ci antenne bi ti daan dinaa ko def le rapidement possible mu ñëw fii benn 24 heures yendu silma mun na am mu fekk la fii maa yow dinañ ci waxtaan mu toog fii ñu waxtaan ak moom carrière parce que man personnellement waxuma rajo mais man maa fan Bouba Diak sama joueur la woon dama ko bëgg moo tax si biir serveur bi laa jëlee numéro am du ma la ko laaj sax dama ko jël direct te grand man maay sa fans numéro 1 te ñëpp danañ ko xam ci rajo bi te damay ñaan yàlla même soo doon dox il faut ma invité la nga ñëw defar ma émission maa ngi kontaan ci yow di wax ni ñun tamit fierté bu ñu am ñun man ànd ak yow tiitër la parce que damaa xam di nga liggéey ba ngay commencé cadet laa xam mu am na yenn histoire yoo xam wax nga ko sànq suñ ko nettalee fii ci wàllu football du ñu dem loolu peut-être un jour danañ ko wax parce que man ak yow bokk nañ terrain bokk terrain boobu am na lu ko waral indi na coow indi na lu nekk am na lu mu jur peut-être ci beneen émission dañ koy waxtaanee mais man da nga nekk li nga xam mooy sama fierté
nekk li nga xam di fierté Sénégal nekk li nga xamante di royukaay ñi nga xam ñi ngi topp sa gannaaw di la topp ñi ñaan yàlla ku ci mel ne Kevin Prince mi nga xam ni di ki nga xamante ni moom mooy suñu futur li ma la bëgg a laaj rek mooy sa relation ak joueur international c'est-à-dire kii nu mu tudd Sadio Mané booy bi yow xam nga ko wala nii rek Sadio Mané xam naa ko nii rek xam nga ko xam naa ko nii rek mais mosu leen gisee non xam naa ko nii rek mais ni nga gisee ak talaam ak ñoom Kalidou Fadiga yow kontaan nga ci ñoom non suñu fierté la Sadio suñu fierté la vraiment suñu fierté la donc di nuyu Omar Lo moom joueur Omar Lo la ak ndeysaan donc moom ñoom dañ kaa bëgg rek donc su ma nee suñu fierté la waaw kay ki war a defar sa rasta yi te woowu la wax ko ci rajo mi ngi nii di la félicité naan la ca kaw ca kanam moom Adama Adiva Ndaw xam nga mu nee na Adama fii la ñu wax dinañu yóbbante vocal pour mu indi la mu defaral sa rasta yi waaye kon mi ngi lay déglu mi ngi kontaan ne ko Adama sa rasta yi muy gis moom nga bëgg a defar Adama Ndaw dama bëggoon sax nga woote ci rajo parce que yow dama bëgg nga sponsoriser Mbaye Ndiaye mii wala mu ñëw mu defar la publicité foofu ci salon bi maanaam Victor Koyte nee na compliment yi mooy félicitation Baye Mbaye moom daf laa yàgg bëgg ma nga kontaan ndeysaan di jaajëfal Ana Gueye journaliste la ci kër gi la nekk sama benn jabar copain ñu naan ko Baara Konaté nee na mi ngi lay ñaanal mi ngi naan amin mais Adama Ndaw mii laa bëgg nga def benn message ci moom ndax mi ngi lay seetaan ndekete non Adama man wax naa ko dama ko déggul dama ko envoyé ko sama numéro ne dina ma woo pour defal ma say takkal ma ko après depuis loolu dégguma ko non man de ma bëgg sax en tant que joueur international ñu dem fa mu defaral sa rasta mu photo la mu def ko foofu noonu ci salon bi su ko defee yow war nga ko mën a indil benn kii amul benn problème maa ngi déggu Adama dégguma la nag sama système boobu ndeysaan maa ngi lay xam parce que rasta yi bëgg naa kaa defar waaw tey yaakaar naa la si aussi waa Espagne tamit ñu ngi leen di jaajëfal ñi ngi jaajëfal waaw di nuyu waa Espagne sama copain yi di nuyu Modou Tougal ñëpp xam nañ ko mu defoon fi benn théâtre boo xam ne Sénégal yëpp xamoon nañ ko di nuyu ma Yacine bu baax a baax di nuyu tamit Mouhamed sama doom jooju di nuyu tamit Pape sama benn jeune joueur bu nekk foofu Belgique Espagne di ko ñaanal mu am réussite ak total donc di nuyu ma Yacine aussi di nuyu Mame Abdou Aziz nga xam ne man ak moom ñoo ànd ba ñuy ñëw fii donc di ko nuyu di ziare ci kii sama copain bi nga xam ne maanaam dalal na ma fii donc di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar di nuyu ñëpp wax dëgg yàlla su ma limee juum mais di nuyu sama rakk jo sama doom jooju nekk Espagne di Mohamed donc borom appel vidéo di ko nuyu bu baax a baax di nuyu sama grand bi aussi Modou Fall di nuyu ami soxnaam ak Maam Diarra ak Awa Aïda di leen nuyu baax suma grand boobu nga xam ne maanaam moom bàyyiwuñ benn yoon ñu olof naan ni bàyyi doom mooy taaw mooy papa wala ku ñeme dañ laa déy moom wax dëgg yàlla jàpp teel nañoo ñàkk papa mais jàppale ñu baax a baax waaw borom Italie googu sama grand di ñaan yàlla defal la tawfeex ba mébét bi ñu am si yow mooy yóbbu la Makka mu karamatu si borom kàttan ñu ko yombal ñu ko di la nuyu baax grand di la jaar kontaan si yow mais Mbaye si Europe bi lay tabaske wala day dem Sénégal tabaski ji fii lay tabaske kay maa ngi jéem sax xool fu may dem jëm fa kii waaw parce que tamit pël laa damaa bëgg yàpp ak meew de si kalaaro kon boog Mbaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax di kontaan ci yow si di nuyu sama jabar aussi di nuyu sama jabar sama pël bu ñaaw boobu xarit bari ndeysaan di ko nuyu di ko wàcc xam fi mu toll nii mi ngi si wàcc pour dem Kaolack tey pour julli ji di ko nuyu bu baax a baax di nuyu sama doom yi Coro ba Mati ba Tayba ba Mari ba donc di leen nuyu bu baax Mominatu di leen nuyu bu baax a baax man nag ay doomi jigéen rek la am da leen nuyu bu baax a baax di leen nuyu bisu di leen ndax yoonu jàmm yàlla teg leen si yoonu jàmm ngeen tabas si jàmm ñibbi waat si jàmm ak Serigne Touba tey su la yàlla mooy doom bu góor loo koy teg ci yoonu football man nag du ma am doom bu góor parce que pare naa finalu naa moo tax. finalu nga waaw final naa mais la bëggoon laaj ndax di nga am ay ñaareel ak yooyu yow tamit nag. ñaareel. wóorul daal si rajo bi laa nekk. si ñaareel en tout cas daal. su ma amoon doom bu góor moom wax dëgg yàlla dinaa def le tout mu fubal. ndeysaan mais c'est comme yàlla dimbale na ma donc ay doomi jigéen rek la ma dénk. mais jeexagul Mbaye yow tamit incha allah ñu ngi la koy ñaanal. waaw ñaareel damaa wóor ndax dina am ñaareelam déet. non bu ragal am problème yow international nga ba pare taalibe sëñ Touba nga yow tamit. non problème laa xamut ma doon xaj sama bopp. su sa problème ñëw nga takk daal di dem dawi. waaw jëm si buuba jàkk dem France te de buuba. jërëjëf Mbaye kontaan
kontaan ci yow di la jaajëfal merci beaucoup mbokk yi jaa ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal 23h34 tey mu nekkoon ki nga xam mooy Mbaye Babacar Ba di joueur international moom moo nekkoon fii ci ganu kër gi mu nekk fierté bu rëy ci rajo bi mosuñoo accueillir ndaanaan c'est une première pour ñu am ndaanaan fii nii mu nekk lu rafet te ba pare tamit am na loo xam def na ko ci suuf munuñ koo wax mu def nekk xoon jàpp ci rajo bi liggéey ci rajo bi war a toog waxtaan ak ñun Bouba Diack maa ngi lancé appel maa ngi lay xaar je fais le maximum que di nga fi ñëw nga àndal ak maag Salif Keita ba l'international joueur sénégalais kontaan ci moom di jaajëfal ñoom Omar Thiam di jaajëfal ñëpp di jaajëfal képp koo xam moom mooy loolu jaa ngeen jëf kontaan ci yéen bu baax a baax ma bàyyi leen ak li nga xamante ni mooy serveur rajo bi à tout à l'heure ñu accompagner suñu gan gi mu génn. Papa Diaw, Souri, allez, il est question.